أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. wala àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi الله أكبر الحمد لله. asalaamaaleykum mbokk yi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ñu ngi am mbégte ñëw ak yéen ci kàttanu yàlla seen émission bi di dénkaane ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawati yàlla fëgg seen bopp way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñot di fan yi te wéral cër yi suñu mbokk yi nekk ci bërëbu yerukaay di leen ñaan rek ñu génn ak jàmm dox ni jub du fa tee dem waaye dëngit du fa tax a dem ñu ngi seen nattu yàlla nay seen faxasu bàkkaar ñu ngi seen yar yàlla nañ fa jaare yaru ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaanal atum naataange atum xéewal atum teranga atum jàmm atum salaam atum yokkute yàlla na ko yàlla def ci yéen ñu ngi koy ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor liggéey bi ba ngeen mën ñoo seetaan ñi ci caméra yeeg ñi ci régie yeeg ñi nga xamante ni ñoo koy réaliser yàlla na yàlla fayal ñu leen ñu ngi jël yëpp teg ko ci loxo may te mu séddal leen ñu ko njaboot yëpp waaye mën a nekk fekk nañ la fi nga toog sukk say oom jox la loxo waxal la bonne et heureuse année longue vie à tout le monde yal na yàlla jàmmal ñëpp rawatina suñu PDG muy Sidi Diagne Massar Diagne yal na yàlla yokk taxawaayam barkeel dundam lu mu mën ren yal na mën déwén lu ko raw yal na yàlla suturaal ko projet yi bi mu entamé yàlla def mu eggali ko ak jàmm yéen yu diis na ndax mbër bu daanoo coow day bëri jafe-jafe day am waaye yàlla na yéen bi woyof Diagne Massar Diagne ak say rak ku ci mel ni Ismaïla Diagne ak Jupiter ak ñëpp fa tabarakallah fàttewuñu Benji Ibrahima Benji Diagne yal na yàlla barkeel seen dund njaboot gi yëpp kenn fàttewu leen Isaaxa yéen ñëpp ñu ngi leen di ziara góor ñëpp jox nañu nuyoo bi seen loxo fa tabarakallah ngeen jotal ñu ko seen i jigéen kon yal na yàlla barkeel seen dund yal na yàlla yokk kër gi ba ñu yëg ko ndax seen yokkute mooy suñu yokkute yal na ko yàlla def bonne et heureuse année à tout le monde année de prospérité année de réussite en tout yal na ko yàlla def ñu ngi nuyu ñi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal plateau bi ñuy ànd ak ñoom di leen ndokkeel ñoom tamit ku ci mel ni Mohamed Diop ñu ngi lay ndokkeel di wax ni une très bonne année beaucoup de bonheur xéewal gu sax dàkk yal na ko yàlla def ci yow def ko sa njaboot atum naataange atum yokkute atum teranga atum xéewal noonu lañ koy ñaanalee ki nga xamante ni moom mooy Mame Diarra sunu bos moom tam mi ngi fi jaune bi Mame Diarra saf na de noir bi fa tabarakallah saf na sap yal na yàlla defal la bonne et heureuse année prospérité itam santé réussite en tout xéewal ak ñaari seex yu góor nag ci biir at bi incha allah maa ngi la koy ñaanal yal na yàlla defal la ko bàyyi la ak sa sang boobu ngeen sokkaloo ne asamaan ak suuf nuyu suñu intellectuel bi nag fa tabarakallah nga xamante ni moom mooy dem di ñu indi yal na yàgg dem di fekk jàmm di am jàmm muy lay pay ñu ngi lay ñaanal sutura xéwal bu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow defal sa njaboot yàlla def la nga eggal ak sa sago ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal xéwal teranga ci sax dàkk yàlla yombal billet yi yombal defal la promotion waaw xam nga yàlla ku mu defal promotion rek nga am promotion yàlla na yàlla defal la promotion incha allah nga yokk ba yëg ko yaa xale yi fi nekk yëpp ci kër gi ñi amul jëkkër yàlla may leen jëkkër ñi amul jabar yàlla may leen jabar ñi am entamé ay projet moo xam lu mu mënta doon yàlla def mu egg ak jàmm ak salaam ñuy caama na mën nañ ko ñëwul tey waaye Cheikhouna moom it mi ngi ci régie bi di yàgg tuuti ngeen gis ko incha allah bu ñëwee rek ñu tàmbali ci kàttan yàlla kon yéen ñëpp xale yëpp ñi fi nekk mag ñi yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal atum naataange atum yokkute atum salaam yàlla na fekk ni 2019 bi mooy suñu année phare yàlla mën na ko yàlla def ñu ngi koy ñaanal Modou Mbacke sa borom santu yu neex yu nekk ci studio 2 Ñang Baalo waa kay maman Ba. ñu ngi lay nuyu di la ziara. maa ngi lay ziaru bu baax itam bonne et heureuse année. merci beaucoup yow itam yàlla defal la atum jàmm. santé et réussite xéwal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow. amiin amiin ñu bokk amiin di la masawu di wax ni liggéey bi rafet na ñu ngi lay topp boobu ba léegi. jërëjëf amiin yàlla na yàlla yokk la ba nga yokk ko. amiin ñu bokk tabaarakàlla di profité te ñaanal mbooleem ñuy bàyyi xel DTV. atum jàmm ni nga ko waxee santé. bu ànd ak prospérité. waaye itam ànd ak ay milliards yu bare. ànd ak ay xéwal yu yaatoo ci mbooleem
askanu Sénégal waaye itam la diaspora sénégalaise. amiin ñang baalo. alhamdulilah ana lan nga ñu indil tey ci revue de presse bi. waaw yëglekaay tey lan lay wax. Le Quotidien la ñuy tàmbale moment ba moom dafa xëyee message à la nation bi nga xam président Sall doon na ko def bari ko démb 31 décembre 2018 yëglekaay bi ni président Sall day 30 minutes yoo xamante ni bi yéy na yàbbi ci réewum te bi Sénégal bi ñu ko dénk waaye itam yéy na yàbbi ci koom-koomu Sénégal yéy na yàbbi ci lu soxal mbirum pencum ndaw réew mi waaye itam lu soxal mbirum rek fee di ministère bi dénk intérieur yëglekaay bi ni fi ñu toll ni tembe dem bu ñu xoolee dëgg-dëgg moom président Sall nee na du masa wuti ab ministre boo xam ne dafay neutre di ko jox élection présidentielle yëglekaay bi tam ni président Sall nee na amul kenn ku muy ragal ci biir réew mi Khalifa Sall ak Karim Wade moo tax muy wax Le Quotidien loolu la xëyee moment ba Turbine moom itam daal di cay dolli ci mbirum président Sall ak message à la nation bi mu becc barki démb yëglekaay bi nee na bilan le président Sall def maanaam Sénégal gi ñu ko jox boobaak léegi moom yëglekaay bi ma ngay toj naan président Sall kay wax na lu bare bari tàngal na ceeb bi def bilan ban ko fa la ci bopp réew mi ak léegi waaye nag manquement yi bari na lool ndax gis nañ ni grève yi ci biir Sénégal bari na lool grève yi bari na waaye itam lu jëm ci mbirum nekkinu askan wi tax na lool scandale itam naka doon bari na lool doon président Sall tamit ma ngay annoncé juróomi poñ yu am solo yoo xam da caa bëgg a suqali Sénégal Turbine xëy na wàll gi moment ba enquête moom itam ñëwul ci wàllu guddi mel nee na kay président Sall guléet bi mu paree ci ab message à la nation dafa day jàkkaarloo journaliste yi waxtaan ak ñoom waxtaan gu yaatu goo xam te ne bi waxtaan na ci mbirum élection présidentielle wàllu terre bi rakkam Aliou Sall pétrole ak gaz ci biir réew mi waaye itam bor bu sakkan bi Sénégal am ak it troisième mandat bi ñu lamee naan ndax président Sall war na ko mën a am wala déet ci wet ga itam ñu fàttali leen ni moom Maysa Babou économiste bi kàddoom jib na jàngat réewum Sénégal fi mu toll loolu lépp enquête jot na ko xëye ci xëtam mu njëkk moment ba laas moom itam daal dinay xëye lu jëm ci mbirum rek daanaka léegi nga xam mooy élection présidentielle yi kaay bi fi ñu toll nii tembe jaaxle dëgg am na per gu jaabi Atepa ci boppam de fi ñu toll nii tembe moom jàpp nañ daal li mu gis jaaxal na ko lool ci itam mu jëm rek ci mbirum élection ak na muy doxee ñu gis daal fi ñu toll nii moom jàpp na ni conseil constitutionnel ba la mu bëgg muy annuler ay candidat kenn du ko bàyyi mu koy def seen bakkan lañ ci gàll ca lépp Macky Sall moo ko sooke laas xëy na ci wàll guddi mel l'observateur moom itam xëy beneen wàll jaar dina ñëw ci mbirum élection présidentielle waaye itam lu jëm ci 23 candidats yi nga xam te ne bi dañ leen daal di bloqué yëglekaay ñoom ñëpp daal nañu fi ñu toll ni élection présidentielle yi moom président Sall ci boppam moo dugal loxoom ci mbir yi bëgg a xajamal mbir mi waaye ñoom duñu ko nangu dañ ciy gàll seen bakkan force pop moom dafa xëyee li nga xam roy ba bataaxal bu mag bi nga xam te ne bi moom la maître Wade bind ak doom ja Karim Wade di ca ŋàññ président Sall doxalinam ñoom daal nee ñu ndax yàlla atum 2019 bi ñu dugg nii doon at moo xamante ni bii Sénégal daañu mën a am jàmm Sénégal daañu mën a am rek doon réew moo xamante ni bii day am li nga xam mooy naataangeem waaye tamit Sénégal ndax yàlla bu nu àggee 24 février 2019 gii Sénégal nooy am peex ca nooy am peex mooy président Sall ak ngóoram jóge fi kàddu Abdoulaye Wade bataaxal bu mag boo xam ne da koo becc ci nekkaay bi nga xamoo di Vox Populi le fatal di jeexale moment ba daal di ñëwaat ci wàll gi ma ngay ñuy xamal naan fi mu toll ni tembe de bari na lool loo xamante ni bii ak njombe la bu am fe nga xamooy ca Mbuur benn soxna bu nu xibaar ni ko daal sa doom bu jigéen bi am 17 ans dafa wan lor mu daal di tiit daal di xëm lu ni mel nag fa la jaaree génn àdduna muy tiis boo xamante ni bii doomam bu nu ko annoncé ni daa wan lor rek moo tax yéene kaay observateur xëy di ñu ko xamal ni ñu ma nga xewee ca Mbuur Petite Côte soxna mama ba foofu la ñuy duggee lii ay di njàmbat muy coow li waajur kenn mënu koo fay déedéet tiit wala jaaxle gi mu jaaxle moo tax bakkan bi desaan wuy ji boroomam waaw foofu dañuy dellu si waat rek ci diggante waajur ak doomam muy lu am solo ndax waajur saa yu déggee ni doomam am na lu ko metti daf koy metti lool rawatina nga am doom bu jigéen amoon xëy na projet ngir moom maanaam di xaar bis mu ñëw am borom kër di xaar bis mu ñëw nga woo say nawle texal leen ndax sa doom am na borom kër lañ cay séntu ñu am ko ca waaye nag finalement bu amee googu mbettaangu mel noonu loolu moo ko metti ba mu jaaree fa am crise cardiaque ba mujjee ñàkk bakkanam bi ñu ko annoncé doom bu jigéen bi nga xam ne dafa fan lor loolu lépp day ñëwaat ci xale yi ku ci ne war ngaa sóor say parents muy góor mu jigéen na war ngaa sóor say parents xam ni dañ lay sagoo dañuy am ci yow mébét dañoo neex seeni nawle bu fekkente ni yenn daf laa dal rek mën naa dem ba mu am lu mel nii kon na ci ñëpp bàyyi xel soxna Mama Ba. jërëjëf maître Wade moom am na lu mu wax jëmale ko moog doomam Karim. waaw moom dafa jàpp ni atum 2019 moom ngir mu doon atum jàmm Sénégalais yi
na doon at moo xam président Sall day jóge ci bopp réewum Sénégal muy at moo xamante ni bii bu président Sall jógee ci bopp réew mi rek mooy tax Sénégal mën a naat mën a nooy mën a neex ndax koo xam ban ko faleeg léegi ci réewum Sénégal yàq na réew mi selon bataaxal bi nga xam Wade moo ko bind di wax ci crise bi am bor bi Sénégal amee ca bari lool askan wi sonn lool ak barsàq ci ndaw yi ba tax seen bagage jëm bitim réew mujjee ñàkk seen bakkan ci géej gi loolu lépp daal la ñu boole becc ni ab bataaxal bu yaatu daal di dal ci kaw président Sall moo tax sax yéene kaay bi naan waa kër Wade de ñoom yéenewuñ benn yoon daanaka kii nga xam mooy président Macky Sall li duppee meilleur voix. daa mel ni coow li bëri na ndax li ñu clôturé li nga xamante ni moom mooy parrainage yi. waaw foofu tam am na coow ndax xam nga ni fi ñu toll nii loolu tam dafa doon barrage bu mag boo xam bépp candidat da nga ko war a franchir ngir mën a dem élection présidentielle 2019 loolu mel moo tax tey bi ñu waree càmbar mbir mi bari na dañuy jóg ay candidat ku mel ni Atepa Pierre Goudiaby Atepa ku mel ni Boubacar Camara Bougane Gueye Dany 27 candidats yoo xam daanaka daal dañ leen a daal di 23 candidats yoo xam dañ leen daal di annulé fi ñu toll nii seen candidature ndax seenum signature ci wàllum parrainage dafa am doublon mooy rek nga am benn Modou Mbacké mu signé waat wala mu signé la fee waaye itam daal di parrainé beneen candidat loolu bu amee dañ koy annulé ka njëkk a déposé mooy jël benn vote bi nga xam kon dañ koo parrainé ci wàll gi moo tax coow li bari na ci lool ñoom dañoo jàpp ni président Sall moo teg ab galgal teg parrainage bi ngir bëgg a gal fan waaye itam galgal yenn candidats yi ngir bëgg a wàññi bu baax a baax li nga xam mooy candidat yi jëm élection présidentielle 2019. am na solo ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm. ñu bokk yendu jàmm moment ba ak mboolem ñu bàyyi xel DTV. jërëjëf ñoom tabarakallah. jërëjëf Modou Mbacké rafet na fa tabarakallah ñoo déggandoo revue de presse bi yàlla na yàlla fayal ñu ko. ñu ngi ànd ak Cheikhouna ñu ngi lay tatagal ñu ngi lay annoncé léegi yaa ngi am régie xam naa ñu ngi lay ñaanal jàmm di bàyyi la nga dallu tuuti ñëw ak ki nga xamante ni moom mooy sunu sang yi Mohamed Diop gis-gis ak nuyoo bi ci li nga xamante ni moom mooy revue de presse bi. waaw soxna Mama di leen jaajëfal mboolem si ñaan yi nga ñaan yàlla na ko yàlla defal la ko ak sa njaboot di ñaanal ñi ma bokkal plateau bi yëpp di ñaanal waa kër gi yëpp di ci jiital kilifa yi ak sunu naataango yi ñu àndandool di liggéey que ne yàlla nañu yàlla defal tawfiq fu ñu munti nekk lii ñëw sunu kanam yàlla na dàq li nga xamante ne moom la ñu weesu yàlla defal ñu jàmm ak salaam defal ñu naataange ubbil ñu buntu wërsëg yi lii yéene kaay yi xëyee tey jii nii presque dafay tourner ci ndokkeel wala message bi nga xamante ni njiitu réew mi doon na ko baaxee askan bi ci jeexintalu at bi mu mel ne que ni doomu aadama daal saa buy wax war na bàyyi xel li muy wax ndax mën na ko wala mënu ko parce que bi mi muy doog a door am na lu mu waxoon ci wàllu discours bi ñu gisoon ne discours bu gàtt la woon mais ñu gis ne at yi saa buy dem rek at yi tamit discours bi di gën a gudd ñaareel ba moo di ne def na tamit benn acte boo xamante ne bu ñuy saluer la mooy def discours ba pare tenir li nga xamante ne moom mooy jotaay ak journaliste yi mais foofu tamit dama ci amat beneen jàngat toujours mooy nit tout le temps looy wax na nga ci bàyyi xel parce que kilifa la am na benn laaj buñ ko fa laaj mu ne musuma ko wax mais tey jii nii da ngay gis ci statut xale yi ñu koy waneel ne lii nga waxoon et lii nga weddi et pour man loolu baaxul ci kilifa parce que tout le temps nit looy demander na doon kàddu ngor goo xamante ni di nga ko mën a taxawaat assumer ko mais soo waxee waxuma rek nit ñi indi laatal la li nga xamante ne moom nga waxoon dafay montrer que ni léeg-léeg sunu politiciens yi maa ngi jéggalu entre guillemets ay showman lañ selon place bi ñu nekk li mu laaj rek la ñuy wax mais du ñu wax loo xamante ne dañuy séenu ëllëg ne li conviction laa ko waxee principe la ci man gëm-gëm la ci man dogu la ci man parce que loolu daal lu mat a bàyyi xel la balaa ñuy wax ay bilan ak yooyu pour man bilan bi nit ki njëkk a joxe mooy ne maa fi waxoon nangam googu ma waxoon fii laa ci toll wala lii laa ci jëf di jeexale li nga xamante ne moom mooy fi Modou Mbacké jeexale di wax ne rek message bi ñuy lancé foofu moo di ne jigéen tout le temps xale bu jigéen war na bàyyi xel bu baax lu bëree bëri
parce que nit bu fekkente ne dañ laa wax ne da nga war a bégal sa waajur war nga jàngat dimension yu bëri yi nga xamante ne moom nga war a bégale say waajur di wax tamit yàlla nañu yàlla musal ci xibaar boo xamante ne foogee choc la ko def ndeysaan ndax yaakaarewu ko woon Mame Diarra noo def nuyu nañu ak sa gis-gis revue de presse waaw maa ngi lay ziar di ziar ñi ma bokkal plateau bi di souhaiter bonne et heureuse année képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan li nga xam ne mooy DTV di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne 2019 bi bu naree ñaaw yàlla na dàq 2018 te yàlla mën na ko di ñaanal aussi kilifa kër gi di wax ne DTV la ilaha illallah bi ñuy bàkkoo chaque jour di ko wax ni ñu koy bàyyee xel noonu yàlla nañu yàlla bàyyee xel noonu ndax nag DTV dafa lëkkale lu bëri lépp loo boo jeexee rek loo soxla di nga ko fi gis macha allah yal na yàlla xeeb dolli di ziar ñëpp man nag li ma jàng ci revue de presse bi mooy nañu bàyyiwaat xel ci li ñuy def nañu moytu politicienne bi ñu jéem a taxawal li nga xam ne mooy politique saine ndax booy xool 2018 moom li jot a jàll na mais 2019 bi nañu xool nañu jubal dëggal leeral xool li nga xam ne moom moo mën a jëmale Sénégal kanam ñu daal di ciy taxaw parce que mbir mi nee naa leen du seen yëfu ñëpp la loo xam ne yow ñema woo ko séddoo kenn loo xam ne ñema woo ko jël bokk sa kër ñëpp a ko denc ko sa kër ñëpp a ko bokk kon boo ciy def da ngay xam loo ciy def loo xam ne aussi da ngay toog ba bés ñëw nga jóg sa morom toog loo ciy def na rafet comme ni ñu ko waxee rek kàddu moo gën a riche or la parole tenir parole dafa jafe te kàddu nit amul lu dul kàddoom kon boo joxee sa kàddu ba pare na nga ko respecté parce que loolu mooy richesse u doomu aadama kàddu gor day ànd ak kàddu gore dafay ànd ak kàddu kon nañ bàyyiwaat xel ci réew mi xam ne réew mi du moomeelu kenn comme du moomeelu kenn nag loo ci def na rafet ndax àdduna moom lépp ay nettali li naan les hommes s'en vont l'existence demeure mais l'histoire retiendra kon bu ñuy retenir histoire boobu na doon histoire bu rafet fi Modou Mbacké jeexalee nag li ñuy wax rek naan jigéen du day raw te yàllaa koy rawal yàlla nañu yàlla boole ci jigéen ñooñu di raw yàlla nañu yàlla boole ci jigéen ñooñu di raw parce que loolu aussi dafa metti ndax doom siritu kontooru xolu yaay la doom dafa jege yaay xam naa ni dafa nekk choc boo xam ne dafa blessant loolu moo waral lii daf ko bett te lu la bett mën la xanaa ñu leen di ñaanal rek yàlla may leen xolu muñ te yàlla na fa gëj amiin dama xippee ji alternate présidence lay pay waaw maman di la ziar di la ndokkeel di fay ci pied de poule bi waaw fii moom Mbàkke moo fi jaar tubaab bi di la couture moom macha allah yàgg nañ nga ràpp ak jàmm te nga ràppal ko amin au fait di commencer comme ñëpp niñ defee di souhaiter suñuy meilleurs vœux une année de santé de prospérité surtout de paix ak réussite dans les entreprises yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na ko def yàlla musal ñu si cat yàlla musal ñu si pexem noonu gàtt fan déegu ñaaw yàlla nañu suñu yoon yegg ni ndaw suñu ndaw yegg ni yoon pour ñëw nag si revue de presse bi effectivement luy ay di njàmbat 2019 yegg si nañ si boobu ba tey ñu ngi ko doon wax élection yi mooy ñëw ñu gis ne li gën a fees mooy président Macky Sall discours bu mu amoon mais man au delà de discours bi dafa am point de presse bu mu def parce que dafa taskatu xibaar yëpp la boole invité leen ma gis ne tendance boo xam ne dañ ko lancé si on se rappelle bien il y a 2-3 mois Ousmane Sonko mu ñu kon def ba mu publier livre am mu defoon ko place de la nation mu woo taskatu xibaar yi mu ibbeeku ñu séq laaj ak tontu démb aussi ki nga xam ne moom mooy Bougane def na ko mu jël presse yi nekk ci Sénégal yëpp fu ci nekk benn représentant mu def benn taxaw tamit ak askan wi ma ne c'est un acte boo xam ne c'est à saluer même tey jii nii bu dee am na ay failles yu des parce que ki nga xam ne président la c'est le père de la nation yow da nga taxaw ne 15 millions de Sénégalais yëpp man maa mën jox leen ma segam yow yaa mën nañ la jox te ñëpp mateew ñu ci yegg ci yow
am na ay créneaux ñi nga xam ne dañuy liggéey ci médias yi ñoom ñoo war a yóbbu information boo leen ibbilee seen bopp ba nga xam ne tey ki nga xam ne professeur université la dina mën a am accès ci sa programme mais ki nga xam ne aussi dafay jaay gerte ci buntu këram dina mën a am accès ci sa programme parce que ibbeeku nga ak taskatu xibaar yi fekk ak ñoom laa jox tontu ñu def ko ci foo xam ne nit ñi dinañ mën a dégg mën a comprendre li leen di proposer je trouve que ne lu baax la. beneen bi par rapport ak la lettre de Abdoulaye Wade bi nga xam ne bind na ko Macky Sall c'est de bonne guerre Olof daf koy faral di wax ku sa wujju di sëlam doo set on peut pas être adversaire politique ba pare ñu lay souhaiter pour que nga amaat beneen ñuy dem ci ay échéances di la souhaiter pour nga am nga gañewaat ko donc loolu lu xel mën a nangu la di jeexal fi nga xam ne moom la Modou Mbacké jeexalee muy li nga xam ne dafa xew Mbour di ñaan yàlla nañu yàlla musal ci yaakaar bu tas yàlla nañu yàlla musal ci yaakaar bu tas parce que yaay ji li ko yóbbu peut-être du le fait que doom ji ëmb moo ko yóbbu mais yaakaaram moo tas parce que peut-être dafa amoon yaakaar c'était une personne boo xam ne en qui elle avait confiance mu amoon ay mbëbët yu mu amoon ci moom yàlla def nag mu tombeex choc bi ak yaakaar gi looloo ko waral di ñaan yàlla na xippee àjjana mais aussi di si profito di ñaanaale ñun jeunesse bi ñu jàng si parce que àdduna tamit loolu la nee nañ l'expérience c'est la somme des erreurs dafa war a tey nekk loo xam dañ si war a def taxaw seetlu ba nga xam ne acte booy def nga xam ne di nga toll à un moment de ta vie parce que ñun Sénégal dañu baaxoo loo xam ne on a des familles larges on a des familles double XL papa la yaay la doom la tante la bàjjan la ñëpp la donc yow boo demee tu portes toute une famille ba lépp lu ñuy def ñu mën a conscient sur le choix de nos idées mais surtout si actes yi ñuy def ñu xalaat si suñu famille bu baax am na solo Pay Ndiémé dañuy ñëw ak Cheikhouna ñu lay tatagal di wax na moon nañu la ñu lay ñaanal jàmm amiin waaw xanaa ma wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xam nga vraiment kontaan naa beneen yoon ci teewaat émission bu mag bii di Ndenkaane may profité tey ci occasion bi xam nga di leen baalu ak yéen ñëpp xam nga te di leen baal ak aussi xam nga di baal aussi sénégalais yi ak di leen baalu ak aussi parce que ak dafa sew parce que tey wax ci télé dafa nekk lu metti parce que tey nit di nga wax nga touché ko wala nga laal ko fenn foo xamante ni mu am lu mu mer wala mu am lu mu kii wala xëy na nga amel ko ak sans pour autant que rendre compte ñu ngi leen di baalu ak ñi nga xamante ni aussi dañuy toog seen kanamu télé yi nga génn wax benn affaire mu oppose ak ñoom seen ay conviction ñu wax sax ba wax ci loo xamante ni ëpp na si te loolu yëpp ay xeetu ak la ñu ngi baal ñëpp ak te di baal ñëpp ak xam nga li ci tegu nag xam nga mooy di souhaiter xam nga nos vœux les meilleurs au Sénégal xam nga jàmm am xam nga xéwal am xam nga xew yu ànd ak jàmm xam nga xew di sawan baawan xam nga ñu ngi jëm ci élection nag xam nga may tàngi lay sànni xeer de mu ne 2019 del ñëw heure moom xam na li tax mënuma ñëw heure moom xam na lépp xam nga mais graaw non dafa am ay projet pour 2019 yegg seegul si yow nee na ma waxal ko 2019 bi moom nay ñëw heure non projet yu comme yóbbante la rek non may tam ak moom xamante nañ xam nga vraiment xam nga loolu moo nekkoon li ma bëggoon wax par rapport ak revue de presse bi gis naa par rapport ak kaaw doublon yi 27 candidats yi xam te ne pratiquement dañ leen recalé man lii bett ma woon soo xoolee avant maa ngi koy wax maa ngi naan que ni problème mu doublon dina am parce que man li ma doon wax rek laay répéter parce que peut-être que la répétition elle est pédagogique parce que tey ñun dañu war a weesu lii tey candidats yi nga xam te ne dañuy dem war nañ xam ndax seen parrainage recevable na wala recevable parce que tey waruñu dem ci foo xamante ne dañuy tàndu parce que élection c'est quelque chose de sérieux il faut que tey suñuy dem élection ñu am les meilleurs candidats tey lii mënoon na daal un meilleur candidat kaaw doublon un candidat boo xam ne il est présidentiable tey koo xamante ne tey dafa waroon jot ci réew mi tey ci kaaw doublon mu dem ñu recalé ko tey loolu pour éviter ko il faut que ñu dem ci ay technologie mooy li may wax rek yii nii c'est des choses yoo xam ne c'est pour divertir les Sénégalais tey mën nañ indi ay systèmes yoo xam te ne doublon du am xuloo du am rayante du am du ñu sax yegg si fii yooyu mënoon na vraiment mënoon na fii par rapport ak lii laay pay wax par rapport ak président journaliste yi mu invité institut gars yi ñenn ñi di ko ŋàññi ñenn ñi xam nga ànd ci ñeen ak man pour man c'est une bonne chose parce que loo xamante ne la bu njëkk daawutaan am daaw ñu woon gis président yi di ko def te loo gis dafay wàññi boo gis dafay tàmbali ci benn comme que tey président yi aussi suñu jën ñu ngi commencé jël ay initiative même su fekkente ne comme ñenn ñi ni ñu koy waxee dafa taamu ay journalistes am institut mais pour man pour un début c'est quelque chose le fait que d'abord que sax tey nga ñu accepté di jàkkaarloo ak journalistes yi loolu rek biir la mais man sànq dama déglu oustaz moom mu wax que ni parce que tey presse en ligne bi aussi quel que soit alpha
léeg-léeg dañuy wax loolu nit ki lu mu waxul parce que man débat bi suivre naa ko Sonko suivre naa ko Bougane suivre naa ñoom ñëpp et tout mais tey ci par rapport ak li ñu wax ci presse bi li mu tontu ak li mu wax ak li ñu ko wax bindal du benn parce que waaj daf ko laaj daf ko poser la question à savoir si Ablaye Wade en 2012 bi muy def Ousmane Ngom ministre de l'intérieur coow li bëri dafa tegg Ousmane Ngom teg fa keneen ku neutre pour que jàmm mën a am est-ce que moom parewul pour def loolu waxu ko musuma wax loolu daf ko ne duma def loolu pour satisfaire ay nit waxul ni musuma waxoon dafa ne duma def loolu pour satisfaire ay nit am na question boo xam ne daf ko laaj non man si bi ma gis si partie bi ma gis si internet bi parce que boobu it gars yi wax nañ ci que dafa waxaat mais waxul loolu mais xam nga yooyu c'est pas ñaari question man yooyu c'est pas important si débat yooyu man pour man débat yooyu xam nga lan moo ma si gën a métti question yi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñuy jiite muy ak Sonko muy ko ak président parce que Bougane moo xaw a sonn ci débat bi ma seetaan tuuti parce que gars yi xaw nañ ko tànn ci kër ko jàpp bàyyi créé nañ fa benn auge benn kii mais tey muy Sonko muy président aussi ñoom ñaar ñëpp tey gars yi axe yi nga xamante ni tey war nañu ko poser wuñ ko débat bi dafa des. des projets de développement surtout. non xam nga tey man Ousmane Sonko je n'ai rien contre lui. Macky Sall je n'ai rien contre lui mais quand on nous parle d'industrialisation l'industrialisation a un coût. Quand le coût est élevé mënoo ci génn Sénégal dañuy jënd lu cher comme ni naan jënd chéré ñoom ñëpp wax nañ tey ñoom ñëpp wax nañ Macky Sall wax na Sonko dégg naa ko wax il parle d'industrialisation il parle de la main-d'œuvre locale. Il parle de transformation quand il parle de transformation il faut parler de coût bu ma jëndee litre essence 700 ki nekk Mali jëndee litre essence 500 ñu produit benn affaire mu jënd groupe kii ko production bi moom may gën a yombale dafay jaay lu gën a yomb. Il faut parler d'énergie tey industrialisation dafa ànd ak énergie. tey carburant bu doy. courant bu yomb yooyu noonu dañ ci war a wax axe yooyu noonu. moom lañ gën a soxla sax d'ailleurs. dégguma Macky Sall waxu ci Sonko waxu ci nag nga mën a développer dëkk di wax ko industrialisation te tu ne parles pas d'énergie. le coût de la production dafay cher. dëgg la. parce que tey ki yor usine am di ko jëli ji Casamance wala Tamba wala yooyu noonu tey bu amee bu jëndee carburant def ko ci otom mu ñëw mu cher li mu ko transport bi cher. bu jógee fay courant bu cher wala bu amee ay groupe di ko doxal essence bi saf mu cher. yooyu ci la ñu war a wax. naka la ñuy yombalee vie sénégalais yi que mu yomb lépp war a yomb pour que tey ñu mën a jaay sénégalais yu yomb moo aussi mën a exporter suñu produit dem génn ci biti compétition sur le plan international yooyu la ñu war a wax. mais ay débat de forme la ñuy wax ni mais sur le fond il na duñ ci wax dara te vraiment ci lañ man moom personnellement dama la doon xaar si yooyu. dëgg xam nga am na solo Mame Diarra mel ni ñu ngi lay tatagal Mame Diarra moom lay waxal yal na yàlla fayal ñu ko sa jaune baax na waaye da nga mel ni ko tëdd daal xam naa coono 31 bi bàyyeegu la ba tey. taximaan yaa ngi liggéey de. taximaan yaa ngi liggéey. taximaan yi moom ñu ngi liggéey bu baax. waaw li ñuy def nag mooy xam naa jëli élément bi nga xamante ni dañu ko am muy jëm ci taxi yi ndax xam ngeen ni taxi yi moom ñu Diarra Bousso yaa ngi réeré du da nga jaune noir rek ma jëli élément ne dafa tombé. waaj nañ ma dafa tombé dañuy dem jëli del soir rek compteur yi xam nga fi mu nekk Sénégal waxaale bi dafa métti ba compteur yi mooy loolu ñu ànd dem jëli ko xool fan la toll tabarakallah. te ngir daal ak jàmm bi ñu nemmeeku ci kër diine yu si mel ni Tiwaawan ci kuréelu ulema yi ak ci jàngu bi askan bi ñoom ñoo ngi wéy di ko rafetlu. kon imam yi ulema yi chef religieux yi ci wàllu këru l'islam ak wàllu église bi ñoom ñëpp kàddu yi njëkkati nii kàddu yi ñu rafetlu la ndax Sénégal mi ngi dëgg. ba fii ci Sénégal amoon na fi liñ daan duppe taxi compteur daanaka dawalkat taxi yi daan nañu gis ci seeni bopp dawalkat bi di ko seede. taxi bu njëkk wax dëgg yàlla suñuy jamono neexal na parce que booba da nga daan ñëw ñu tag client arrêté la ubbi yéeg toog compteur bi marqué mu fay la doo am benn coow doo am benn problème jàmm rek nga daan doo am benn problème da ngay ñëw toog nga wàcc mu fay la sa xaalis donc léegi taxi yi waxaale bi dañuy dem ba day nekk xuloo ci taxi yi
tey ji gisatuñu yooyu le taxi compteur li jëm ci taxi compteur yi ndax projet bi mun nañ ko dëkkalaat ñi nga xamante ne nag ñoo di dawalkat yi daanaka seen gis-gis wute na ci li nu mel ñenn ñi jàpp ne projet boobu baaxul ci ñoom rawatina ci client yi. actuellement ni ma gisee dëkk bi bu fekkente ne tali yi gënuñu baax comme ni ñu mel nii daal bu ñu àndee compteur dana difficile. te dana difficile trop ci taximan yi ak ci client yi parce que coow day bare. compteur bu tey bu fekkee ne normal tamit ba léegi pare nañ pour ànd ak gars yi bu gars yi bëggee rek noonu. taximan yi nga xamante ne jot nañu taataan seen xalaat lu jëm ci wàllu dëkkal taxi compteur yi ñoom ñi jàpp ne jamono ji li leen yitteel moo di ñu jox leen gëdd ci seen liggéey. jërëjëf waa régie jërëjëf mbokk yi ñoo ko gisandoo gis ngeen ni Sénégal léegi fi mu toll waxaale yu tar na ba taxi compteur yi amatul man nag li ma jaaxal mooy bu ñu fi indiwaatee compteur yi ñen ñoo koy jël loolu daal ma xaw jaaxal Maam Jaara taxi compteur yi daal fi mu nekk nii bu ñëwaatee yow ndax di nga bokk ci ñi jël compteur. ah waaw parce que embouteillage yu bëri na de. dañ jël compteur rek. compteur yi dafa mel ni moo gën de. day waxaale ba jënd ndox naan. ndax da ngay mar déedéet yii compteur yee gën. yow loolu nga xalaat. moo gën de. ñu indiwaat compteur waaw indiwaat ko daal moom ku ne li nga daw nga xam ne lii nga daw nga fay ko mu jeex. waaw waaye waxaale te taximan yi dañ koy seeral ba mu seer. ñoom seen yoon nekku si. ngay dem fii ak fii rek ñu lay laaj ay affaires yoo xam ne bu doon compteur bi sax du la ko laaj. na compteur bi dikk. kon yow gis nañ daal moo gën. moo gën fuuf sax. xam naa doo ci bokk ak idée lay fay de. moo gën de. non du si bokk idée bi comme mooy ambassadrice su taximan yi. waaw tey gis nga ko nu mu ñëwee. donc waaw gis nga daa indi couleur rek moom fas yéene leen défendre. mais jaune bi baax na. tey moom moo représenté taximan yi. jaune noir bi baax na. garaaw baax na. mais maman Ba. gis nga taxi compteur yi. je me rappelle nekkoon nañu xale mais Sénégal amoon na fi. mais est-ce que situation actuelle bi bu dëkk bi mën nañ ko indiwaat. parce que léegi ñu ngi siy wax ak Mohamed Diop. man je me rappelle récemment bu ma jógee Maroc. taxi compteur moo fa am. Maroc foo jëm taxi compteur à moins que nga bañ a xam parce que man il m'est arrivé un jour. ma doon dem si mosquée Hassan II bi. jógee Casa marché Sénégal bi Médina bi di dem si mosquée Hassan II bi. normalement compteur waroo fay ay 60 dirham. mais waaj daf ma fayeeku loo xam ne. ñaari koñ la génn rek dugg si kii bi parce que xamuñu mais tey jii nii faw ñu contextualiser aussi ndax dëkk bi nu mu demee tali yi dañu xat oto yi dañu bëri embouteillage yi dafa bëri tey jii nii bu doy indi nañ taxi compteur nan lay demee par kilométrage la ñuy fay par métrage la ñuy fay parce que bu dee da nga jël taxi compteur dem Géejawaay ñu gis ne embouteillage dafa am bouchon dafa am ainsi de suite est-ce que bu taxawee dafay marqué compteur bi day taxaw est-ce que bu taxawee compteur bi day continuer di daw yooyu noonu yëpp dafa nekk yoo xam ne war nañ ko jël mais pour dire que ne le coût du transport fu mu toll dafa cher comme pas possible parce que récemment kër Labat Fall bi nii jóge naa fa di ñëw ànd ak ñoom loolu wax yooyu taxi boo taxaw daf la naan 4000 Labat Fall HLM matul sax 10 kilomètres foo taxaw ñu ne la 4000 donc ça veut dire que tey jii compteur mën na nekk solution mais compteur yi nan lañ koy utiliser maanaam buy daw budul daw loolu yëpp gëm naa ne tey jii nii aussi si 2019 bi ministre du transport war na si mën a wax. avec juste raison kon Mohamed. surtout que balaa ngaa daaneel foofu. sama genre gi sonn nañ si fay taxi. non dafa métti waxaale bu métti boo yor oto kay da ngay sonn. sonn nañ si fay taxi man fii ak zone de captage rek 1500 lañ lay wax. en cas de yooyu bu dëgëree ba dëgër te obligé nga jël ko parce que tam nga tardé. mi ngi noonu te 1000 francs rek doy na ci. Mohamed mais am na ñu baax ñu ciy seetaan ñuy may ay oto. waaw kon nag nañu gaaw may oto yi. waaw xaaral si Jupiter ngay tàmbale moom parking nga. non man bëggu oto Jupiter. non. oto day ñëw dafa bokk ci projet bi xanaa moo ne sii Jupiter ay oto yu ndaw lay jox te sii di xaama la lay jox. nga tiim tali bi moom nga bëgg yor. kon ay sa bopp des na ci yow. indi leen oto yi ko Mohamed. waaw man moom fi may tàmbalee mooy yàlla nañu yàlla may. sunu alalu bopp ba duñu jël arrêté ti taxi. heure bi Mayte bëgg ñu fi yegg si ñu fi yegg si. waaw Mayte nañ def xaas rek sàkk mbokk yi ñu defal ñaanu xaas. yàlla indi xéewal ci 2019. amiin ba fi nekk ci plateau bi yàlla may la ab waruwaay boo xamante ne dañ ciy wax. mais comme niñ ko waxee. taxi compteur mën na nekk solution.
parce que fi ñu toll nii Sénégal tarif taxi amul waxaale ba jubóol waxaale ba jubóol et dañ ko war a régulariser ba nga xamante ni dina kii mais tamit décision boo jël wala bépp ndogal bu ñu war a jël war nañ indi matuwaay yoo nga xamante ne mooy ànd parce que taximan bi boo ko bëggee wax mu jël li nga xam ne mooy taxi compteur ci lii laay di wax Ablaye di wax que ni bu dawulee du jël kii mu nekk ci embouteillage bi perdre lu bëri waaw lakk essence bu bëri tamit te bu dee dañ koy bu taxawee du kii ni loolu tamit daf koy lor soit dañ koy def ci oto bi li muy tàkk selon li muy tàkk ngay consomme wala ñu def ko ci kilométrage en tout cas bu fekkee nañ ko régulariser ba nga xamante ne taxi kenn du gaañu kii jël taxi du gaañu ki nga xamante ne mooy dawal taxi bi du gaañu loolu li koy permettre mooy dinañ tali yi na tali yi xam nga Maroc bi ñuy wax effectivement dañuy jël kii mais tali oto yi dañuy daw mais fii nii boo génnee fii nii rek xoolal li ñu indil jàppoon ne oto yi dañ ciy daw muy péage bi ni fi mu toll nii dafay am embouteillage mu doon lu yéeme des na koy xoolaat moom en tout cas lu ñu ci mënti jël daal nañ ko xool ba nga xam ne taximan bi du loru ci client bi tamit du loru soxna sa gis-gis ñu indi compteur wala ñu bàyyi ko bon man je suis contre compteur yi ànduma ci parce que man dama jàpp ne du question que ànduma ci lu baax la mais pour man dafa adapté wul ak suñu ay réalité ñu d'accord yaa ngi comprendre parce que tey situation dëkk bi ni mu mel xam nga tey dëkk dafa am ay mbir yoo xamante ni soo koy def dafa am ay mesures d'accompagnement dafa am yu ko jiitu dafa am ay infrastructure yu ko jiitu muy déjà infrastructure routier bi tey Sénégal bi ñëpp xam nañ ni infrastructure routier bi doyul non seulement benn tali yi dafa xat ainsi de suite tey munoo concevoir ma jox la exemple benn taximan bu jëlee fii nit Castor 15 heures yegg garage boobu maraîcher parce que tabaski woon événement bi mu yegg fa 19h30 20h 4 heures de temps mu def ko circulation kooku bu doon compteur tey passager bi moom moo koy yëg dafa am yoo xamante ni société bi ci boppam moom moo koy réguler tey société bi compteur moo fi nekkoon société bi ni muy évoluer kii di gis ngaañam kii di gis ni nangam sangam société bi fexe na ba trouver benn juste milieu boo xamante ni tey client taxi boo gis Sénégal xam na HLM Parcelles ñaata lay fay HLM Tëngéej ñaata lay fay en fonction de heure yi loolu société bi réglé na ko boppam loolu du problème lii ay problème taxi du problème yi gën a important mu ngi fi du yii ay détails la yoo xamante ni pour man du waxu dara parce que yii moom problème yoo xam ne ñu réglé na ko suñu bopp tey kuy dem Parcelles xam nga ne HLM Parcelles am na yenn heure yoo xam ne mën nga fay 1500 am na yenn heure 2000 francs am na yenn heure 3000 francs ngay fay kuy dem feneen ça dépend ci circonstance bi nu mu journée bi mu demee circulation bi client taxi yëpp xam nañ ni muy demee yooyu moom du ay problème mais tey boo fi indi woon man maa la boo fi indi woon compteur dina fi jógee di dem Tëngéej compteur bi marqué 15000 francs parce que moo tax parce que tey société sénégalaise bi nit ñi non c'est vrai parce que gars yi xamante nañ ba pare gars yi dañ laayante biir seen donc je donne un exemple lan moo indi tey taxi bokk parce que taximan dem nañ ba xam ne que ni sénégalais yi seen pouvoir d'achat demeetul noonu ñu ne xaaral benn situation boo xam ne dina adapté dinañ am sénégalais bi dina am kenn du gaañu ñu ne Tëngéej ku fay dem 1200 ñu bokk ñu ne bokk benn taxi ñu dem wala fi nangam sax tey taximan bi mënoon na parce que xam na ni su demee moom kese du ut benn client du ko am parce que tey sénégalais amuñu pouvoir d'achat bu ñu jëlee taxi ba pare loolu mooy problème bi nañu fexe nu sénégalais amee pouvoir d'achat boo xam te ne mën nañ jël taxi mën nañ def leen ak leen yooyu moo war a nekk mais ay taxi man maa ngi doon suggéré comme noonu nga taxi bokk yoo xam nga dafa am secteur yi muy am na yeneen secteur yoo xam ne dañ koy soxla parce que bi ñu xoolee li ñu naan ay jëlee clando yi indi leen fii am na ñoo xamante ni bokk boobu moo leen di gën a am fu muy dem gis nga ma wax la benn affaire secteur transport Sénégal daa am problème sénégalais bu nekk xam nga la mooy problème sénégalais lu ko arrangé wul mu ŋàññi ko gis nga Sénégal ndab la boo xamante ni dafa am choupa mais am batanse am ñaam bi am leneen soo toogee ci bool bi la intéressé ngay jël mais doonee li ma bëggul choupa mais bëgguma ko du ma ko lekk kenn du ko togg ci bool bi gis nga tey secteur transport Sénégal soo fi génnee car rapide génnee fi clando man maa la wax kenn du xëy je donne un exemple Sénégal bu taw su tawee yenn taw yi rek car rapide kay daw bus dañuy gaare taxi gaare ñëpp gaare xam nga problème bi mooy lan que dafa am yoo xamante ni dañ koy arrêté ak suñu ay réalité bu ñu xool feneen ak leneen dëkk yooyu noonu dafa am yu ñu réussir ba pare dañu réussir wàllu assainissement bu tawee ndox taxawul ñëpp oto yi mën nañ dem infrastructure am na transport en commun ay bus yeeg yooyu noonu am na doy na et tout mais tey am na zone yu bëri ci Sénégal yoo xamante ni soo fa demee amul transport bu fa dugg taxi sax du fa dugg boo ñëwee da ngay wàcc ay jël ay sac pour ñu dugal la yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne il faut que ñu bàyyi kenn ku nekk soo toogee sa salle di ŋàññ loo xamante ni peut-être que yow
arrangé mais am na sa ay junni wala sa ay millions sénégalais yoo xamante ni loolu moo leen arrangé te loolu moom la ñuy jël tous les jours léegi nag état rôle moom mooy que tey kat gis nga tey pour yooyu nag il faut que d'abord pouvoir d'achat sénégalais changé koo xamante ni paasu kaar kuy fayee ko 50 000 francs dafa mën a jël taxi xam naa pouvoir bi moom xëy na suñu pétrole kaar la mën a jël léeg-léeg mu ñëw fekk apprenti bi ne ko saa paas war a nekk 100 francs mu ne ko booy wuy ma 50 francs laa jàpp ci booyam ne ko garaawul yéegal yaa ngi comprendre yooyu loolu mooy Sénégal c'est le social living ñun Sénégal ñun yéen am na ay mbir yoo xamante ni société bi ñun réglé nañ ko suñu bopp nga ñoom nguur gi ñu war a réglé moo réglé wul mais ñun société bi ñu war a réglé ñu ngi koy réglé te coow du jëm kon yow d'accord nga ni kon ñu wéyal waxaale bi yokk circonstance yi su changé nag moom dañ ko soxla su changé yooyu mën na ñëw changé indiwaat compteur indiwaat oto yu méngoo compteur aussi parce que fay compteur aussi te fekk oto bi mooy loolu dafa cigiñ cangel comme ni ko xale yi waxee la xaw doy waar la dañuy dem jël transition dem jëli transition dellu soit incha allah doog a ñëw ci thème bi nga xamante ni moom la ñu yëkkati tey fas yéene ko waxtaane ci kattan yàlla ñu dem dikk waa régie ci transition boobu ñu ngi ñëwaat mbokk yi tey li nga xamante ni moom la ñu yëkkati fas yéene ko waxtaane kenn ku ci nekk mën na cee bëgg mën na cee gis boppam fa tabarakallah ndax Sénégal fi mu toll nii dañu gis ni dafa yaatu trop te rafetlu wuñu ko ndax nag Sénégal bi nga xamante ni moom la fi maam bàyyi woon démb ak barki démb bu ñu yeewoon maam tey ne ko dellusil xool Sénégal ni mu mel dina la moom day njëkk a yéemu ba pare doog a tëddaat ndax fi mu toll nii fi mu toll du fenn lu dul ñu ngi boddi konte ñu ngi waxante yu ñaaw di defalante yu ñaaw nekkin wi nga xamante ni moom la ñu nekkee actuellement gis nañu baax na kenn ku si nekk duguru kam defaraat jikkoom defaraat ay kàddoom ndax xamewuñu sénégalais wax nit lu ñaaw te fi mu tel nii mooy sunu arme bala ngay mën a bëgg rek dangaa wax nit wax di ko métti mu dugg ci ruqam di jooy xamal lu ñu woon Sénégal nit bu bëggee dara daf koy xajamal maanaam tilimal ko def ko lekkum ginaar ndax gis ngeen ginaar ba lay lekk dafay cof raatale ci suuf ba pare doog a lekk foofu lañ toll tey actuellement Sénégal jikko yi ana lan moo ko yàq nekkin wi ana lan moo ko yàq waxante lu ñaaw bodd konte bi ak xastante bi ak saagante bi ana lan moo ko waral ndax nguur jar na ko ndax pouvoir jar na ko ndax daraja jar na ko ndax martaba ba jar na ko foofu daal la ñuy bëgg taxaw seet ndax ñun aduna moo nu tongal moo nu jiital jël buum takk ko suñu bakkan di diri ndax am na ñoo xamante ne dañu bëgg aduna mooy ci ba mu dëgër ba bu malaakal mawti ñëwoon tey ne leen day jot na danaan la may ma tuuti ma dem dellu siwaat kon ban Sénégal la ñu nekk am suñu ay valeur ndax teraanga yi jom yi ak fulay moom la ñu doon bàkkee waxe Sénégal dañ naan pays teraanga pays jom pays kersa pays lépp loo xamante ne valeur la ci nit rek ñun amoon nañ ko an lan la ñu sàggane ba mu dem Mohamed waaw lan moo nu dab ba nu ñàkk suñu valeur yooyu xam nga àdduna buy dox doomu aadama dafa am ay mbir yoo xamante ne daf ci war a bàyyi xel moom mooy tax moom mu mën a nekk bokk na ci mbir yooyu lu ñuy tuddee valeur éthique morale valeur éthique morale saa bu ko doomu aadama ñàkkee rek dundinam dafay doon loo xamante ne du am lenn lu koy canaliser du am lenn loo xamante ne moo koy orienté bu boobaa dund ni bàyyi ma lay gën a jege xam nga bàyyi ma yi sooy wax violence ci ñoom la fekk baax parce que pour kenn ci ñoom dund il faut que mu dundee noonu parce que gaynde day fàdde niki noonu yeneen rabu àll yeeg yooyu ku ci nekk pour nga jot ci li nga mën a lekk faaw da ngay fàdde pour mun ko jël ñi ci tane ci ñoom mooy ñi yàlla booleeg doomu aadama yi nga xamante ne ñooy xaw a adopté woog doomu aadama ba léeg-léeg nga leen di jox loo xamante ne dañ koy lekk di ko utiliser léegi nag su fekkente ni ci jege doomu aadama rabu àll bi jege doomu aadama moom mooy xaw a jël lenn ci jikkoy nit kon nit bu demee ba bàyyi li nga xamante ne moom mooy valeur bi ko yàlla jox dafay daal di wàccaat dellu ginnaaw xaw a niroog li nga xamante ne moom mooy bàyyi may tey jii nii la société sénégalaise li ñu bàyyi li nga xamante ne mooy suñuy valeur suñuy cosaan xam nga doomu aadama bu njëkk ba dafa am lu mu daan jomm am lu mu daan bañ
am loo xamante ni même bu dul diine waxuma sax diine mais ci nitéem ci deret ji nga xamante ne moom mooy dox ci moom mu am ay valeurs yoo xamante ni ci biir société bi nit ki da koy bàyyi xel man jomm naa def nangam am naa kersawu def nangam léegi nag mbir yooyu moo commencé di ruus léegi-léegi ñenn ñi di ko duggee ci buntuk ne man faalewuma kenn xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ni am na benn kiiraay woo xam ne saa bu deñee ci doomu aadama lu mu def nit ñi lañ naan mun na koo def dafay wax ni inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati l ula ida lam tastaxi fasna ma chita bokk na bu fekkonte ne yonent yi li ñu jaar seen trace dafa effacé wu benn kàddu rek moo ci effacé wul nga xamante ne génération par génération kàddu googu bu ñëwee dañ koy fekk mu ngi fi moo di ne boo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex kersa mooy tax ba doomu aadama soo gisee ci nit lu ñaaw sax nga am kay waxaat lu ñaaw loolu mais je m'en fous mooy tax boo gisee ci nit lu ñaaw nga daal di koy génn weer ko ci biti te nit ñi li ñu xamul moo di ne sutura mbalaanu yàlla la moo tax yàlla subhaanahu wa taala tuddee ko boppam xam nga bokk na ci turu yàlla yi subhaanahu wa taala as-sittir wala as-sattar bokk na ci turu borom bi subhaanahu wa taala kiy sànge mbalaanuk sutura kon ku yàlla subhaanahu wa taala ci biir sànguk mbalaanuk sutura googu moom la cërale doomu aadama mu wax ne képp koo xam ne ci mbalaan moomu am nga loo ci jël ba sàngu ci di ci sàng say moroomi nit yow bu allaaxira man dinaa la sàng sutura moo tax le prophète sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal axira ku suturaal ab jullit yàlla suturaal la adduna ak allaaxira te nag li fi nekk moo di ne sutura yàlla rek la fi nit nekkee yow miy déggal kenn lenn ba di ko wili pande ci biir société bi xamal ne yàlla subhaanahu wa taala xamal na la lu bëri mu nëbb ko nit ñi loolu moo tax kenn ci borom xam-xam yi di wax ne bu fekkonte ne nit bu defee naka su dul noonu yàlla boole koog benn xeet buy boo xam ne dafay développé selon li ngay def naka su dul noonu kon ñenn ñi mën na amaana duñu toogoog kenn ndeysaan mës naa ko sama xarit man naka bàkkaar bu doon xeeñ kenn du jege kenn man de sama xeet daf may doy effectivement parce que lan moo tax nag yàlla subhaanahu wa taala moom mooy sutura pour man ñaari mbir moo di ne au-delà diine sax waxuma sax mbiru diine mais nit ki da ngay am looy jomm nit ki da ngay am kersa ñaari mbir yooyu saa buñ ko delloo si waatee ci réew mi amaana li fi nekk di doomu aadama yi dinañ gën a dund Sénégal dina delluwaat comme na mu meloon am na solo li koy bayal nag du lenn lu dul bakkan moom laa wax ne bakkan xam naa buñ ko toppoon ba mu ëmb o sàgganu rëccu rek lay jur am jaara sa gis-gis ci thème bi waaw thème bi nekkati na thème bu am solo mama macha allah comme ni ko Oustaz Mouhamed waxee rek dama yaakaar ne ñun dañu fàtte li ñu doon ndax bi jamono yàqu mooy bi doomu aadama amee fit sañ a taxaw fëgg dënnam ne man bi doomu aadama amee fit taxaw bàkku ne mana boobu la jamono yàqu yaakaar naa ne fii bu amee mana du moom de la ana lay sa huwa du moom de laay du moom fuñ ne yow la du yow la mais ku tag te fëgg dënam naan man la laay du yow fii tey bu bàkku demee ba war a am xam kan moo war a bàkk sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu moom mi nga xam ne moo ñu gën ba gën ñu ci ndey ak baay doomu aadama moomul bàkk man yaakaar naa ne yàlla rek moo war a taxaw ne man parce que lépp lu fi am moom la sax moom kese moom rek moo war a taxaw ne man mais bi doomu aadama taxawee di fëgg dënam naan man la jamono yàqu léegi amatuñu kersa maandootuñu doylootuñu Sénégal la léegi daal affaire yi daal pëccoxoo la nekk pëccoxoo kenn respecteetul kenn te loolu moo gën a nekk lu dangereux tàggat préparé wuñu xale yi xam nga dama koy wax naan xale day màgg te xale buy màgg il faut nga préparer ko psychologiquement préparer ko à bas âge mais tey jii lépp day ñëwaat ci ñun parce que boo amee doom ni nga mel loolu day transmettre dem ci sa doom ni ngay comporté woo day dem ci sa doom am naa sama benn xarit boo xam ne ibaadu la day julli rek doom ji ay ñetti at ñeenti at la waaye foo ko gis bu yaay ji julli rek day ñëw tam jël kol taxaw julli xam nga loolu tey mu ngi nampatal ci yaay ji loo xam ne
bu demee ba màgg tey mun na ko. kooku kenn du ko door fu mu dem julli. waaw kay xam nga kooku doo ko ne jugal julli. doo ko ne jugal julli parce que fekk na yaayam mu ngi ko siy préparé loo gis sa yaay def wala loo gis yow sa doom lu mu gis ci yow loolu lay copier tey jii da ngay gis làmmiñ gis nga làmmiñ moo gën a gaaw a yàqal nit. parce que làmmiñ dafa nekk loo xam ne bu xasee ba génn bu xasee ba wax dara dootul delluwaat. wax ji wax nañ ko ba pare. comme dafa mel ni comme directeur tey directeur loo def tey. kenn mënu ko effacer waat naan xaaral ñu reprendre ko. dafay continuer rek. te suñu làmmiñ daf ñu xaw a sonal. parce que làmmiñ yi ñooy génnee lu ne ñooy wax lu ne ngay xool fu saaga man saaga dama ko daf ma xaw dangay xool fu saaga gën a ñaaw. nag fu ñu ko séntuwul ci kilifa. ngay dëkk la micro rek mbaa ñu jox la caméra rek nga xawee ko. ngay saaga gis nga am na benn xale bi ma yoree préscolaire. benn xale boo xam ne ki ko doon jàngal dafa saaga mu ne ko tata un adulte qui insulte fuir devant des enfants ëpp na man sama bopp damaa rus parce que xale bi li ko may xel boobu yar na ko non man jour boobu damaa rus nit lépp looy def danga ci war a bàyyi xel man mos naa wax sama élèves yi dee leen jël passerelle bi bu leen jéggi tali bi de dee leen jël passerelle tali bi baaxul wax ba yaakaar ne maa ci ne may gont si jël tali bi nekk gis nañ ma waaw jël tali bi nag ma ñëw ñu ne ma tata yow yaa ne woon ñuy jël passerelle bi ma ne ko waaw passerelle bi dee leen ko jël de waaye tata yow tey tali bi nga jël man leen tali man bu leen ma gisee tata lii nga soloon tali bi nga jël yow yaa ngi wax ñu jël passerelle ba pare nga jël ma ne bu leen def li may wax bu leen def li may def leen li may wax la mais man mi dama see yaraat sama bopp parce que man mi leen ne jël leen passerelle bi kon xanaa si man la war a njëkkee. vraiment bay si say oom. waaw bay si say ku digle sangat ko la fekk nga set mais dañ ma recadré waat jàngalaat ma loo xam ne. yow boo demee ba wéet da ngay yaraat sa bopp. kon dañu andiwaat valeur yi nga xam ne moom moo fi nekkoon maam yi liggéey nañ de bàyyi fi valeur. Sénégal dafa am lu mu làmboo. te gis nga maman. gis nga cere. guddi lañ koy lekk. waaw waaye bëccëg lañ koy mooñ. maa lox loolu buñ ko bëggee wallaay soo ko mooñee boo ko bëggee lekk. bëccëg nga koy mooñ. boo ko mooñee guddi doo ko lekk guddi. nañu bàyyi xel ci suñuy acte bàyyi xel ci li ñuy def. nampatal xale yi ci lu baax def lu baax nampatal leen ci lu baax doon magi ëllëg bàyyi yàkkante der. loo soo weetee mu leer na ne kii tey bu toogoon nga toog boo weetee li nga koy wax doo ko wax. nit da ngay ñime fi nga jëm soo demee ba mu ñime woo fi nga jëm nga toog loo xam ne doo ko wax si ginnaaw nit doo ko wax si kanamu nit jarul nga koy wax si ginnaawam waaw parce que nit da ngay yor jikkoy jullit jullit du nekk naa fekk li nga gëm nga parce que fii xolal mun ngaa làkkatu ku nekk ba mu des yàlla suñu borom mi nga xam daf lay topp ba si biir bàmmeel ku lay topp ba si biir bàmmeel kooku mënoo koo làkkatu te ku yàlla ne dinaa la audité war nga kaa gëm sagam doomu aadama moo mën a audit masa yàlla mi nga xam ne lépp lu fi am moo ko fi def kon nañ bàyyiwaat xel ci li ñuy def bàyyi xel ci yàkkante der loo xam ne yow gëmoo ko bubb boo xam ne natt nga ko xool ba xam ne lii jotu la bu ko solal keneen parce que nag fii yàllaa fi ne kenn yorul kenn yàllaa yor ñëpp ku yaakaar ne nit a la yor ndax nga sa bopp te fii àdduna dañuy root rek bis bu suñu ndaa feesee ñu dem suñu yoon kon nag na rafet ndax fii loo fi bàyyi rek moom lañ lay waxal am na solo kon na rafet ndax àdduna yàggul dara saxul kullu nafsin zaa'iqatul mawt noonu koy sóoraale saa su ne day fay ana sa gis-gis si thème bi thème bu ñëw à son heure thème bu ñëw à son heure te Mayte xaw ma fan la jëlee titre bi mais waaw xam nga moom mooy liñ naan magie bi ne ci télé bi moo koy faral di macha allah parce que quand bu waxee la société sénégalaise mu def violence ak crise des valeurs entre mœurs ak yooyu xam nga société sénégalaise dafa am lu ñu ko bàkkee woon ba tey jii nii fépp foo dem ci Sénégal dañ naan pays de la teranga mais au delà de la teranga avant teranga gi di ñëw dañu amoon ñoo xam dañu amoon ay culte amoon ay tradition maanaam dafa am lu ñu gëmoon surtout nag mu nekk pays de mœurs gis nga nitu Sénégal da daan am kersa ba nga xam ne day jomb gis nga gor sama maam daf ko daan wax day jomb day ruus doo bañ nag ku la sédd ci ndaalu xaj mais buñ la ci fekk ngay lekk tey société bi ibbeeku ba mu ibbeekoo déballage commencé parce que benn instant dama naan déballage la parce que nit koo xam ne xamoo ko da nga ko gis rek nga am une idée toute faite de la personne ngay ñëw dem ci réseau di wax
wala nga gis nit di wax ci nit ki te société sénégalaise mbonte gi léegi dem na de sorte que ñuy dem ba dañuy ñaaw ñortu ci nit ki gis nga même justice tey jii nii ki nga xam dañ koy juger dañ koy accorder le bénéfice du doute oustaz Mohamed mi ngi fi xam na li ci diina wax gis nga nit da ngay rafet njortu di am njortu gu rafet njortu gu baax ba yaakaar ne àdduna lépp nit ki si lu mu munti nekk lu baax lay doon mais tey jii nii muy manax sama moroom bu ñu nekkee nit surtout nag bu dee nit ki dafa nekk suñu adversaire quand adversité boobu nag du si wàllu politique bi rek la mais si wàllu liggéeyukaay si wàllu entreprise yëpp daf siy nekk bu njëkkoon la société sénégalaise lan la daan demee da daan nekk conception maanaam borom kër gi day am ñaar ñeenti jabar ñu nekk si kër gu mag aawa bi boo xoolee moom mooy sax yar doom yëpp kenn du ko xam mais tey jii nii boo demee jeunesse jeune boo gis Mame Diarra boo ko waxee waxu wujju mu ne la kiiw ma ko c'est pas le principe de wujju la waxul la ragal mais daf la naan lan sëriñ bi laa ragal sëriñ tubi ñu yàq ma laa ragal leneen laa yàq leneen ça veut dire que tey dañu dem ba dañu réer dañu commencé perte suñu ay repères te gis nga ku yow looy sous-entendre foofu tu trouves que ni peut-être organisation ni parents yi njëkk yi comme ni nga koy waxee mag ñi kër gi dañu jëloon def ko mu mel ni comme état aaw nekk lii ñaareel nekk lii ñett nekk lii mu doon loo xamante ni ñoom ñoo koy kenn ku si nekk dafay xam li mu ci doon mais société si biir kër lay commencé ministère yi ngay dégg yëpp ci kër yi la war a si biir kër gi lay commencé gis nga bu ñu naan l'état c'est l'opinion du peuple wala l'état moi l'état je suis le peuple bi si biir kër gi lay commencé xale bi si kër gi lañ koy tàggatee defar ko ba bu génnee si mbedd bi ku ko gis mun ko ndawloo léegi nag si biir kër gi bàyyi di saaga yaay di fen da moom doy na waar te tey jii nii je suis désolé mais loolu mooy typique gu famille sénégalaise parce que da ngay wax ak sa doom léegi nit ñi mënuñu wax ak seen doom sax wax bu normal te dafa am ku ma mës a déglu mu ne gis nga boo defee de sorte que nit mu rus la nit ki bu la rusee yu bëri dina ko jomb def par exemple je prends exemple si plateau bi oustaz Mohamed Diop pourtant jeune lañ ñun ñëpp kii mais daf lay yóbbu foo xam ne léegi-léegi da ngay dem ba da nga koy rus bu la fekkee ngay wax ak Mbayte wala Cheikh naa li nga koy def bu ñëwee toog da ngay gis ne leneen la ça veut dire que nit ki moom mooy def bu la wanee yar nit ki boo wanee nit ñi yar boobu dañ la koy delloo Olof day wax defaral di wax ne li nga ruus ak li nga ragal ñoo yam donc munoo def part des choses bi mais ñu ñëwaat si problème mu valeurs yi éducation gis nga dama koy faral di wax surtout si affaire journalisme communication da ngay dégg ku si bëri ñu naan éthique ak déontologie dama gëm ne éthique ak déontologie on a beau parler de ça école dina la ko jàngal mais du école moo la koy jàngal waajur moo koy def si doom éthique nit da ngay am looy jomm am looy rus ne lii waruma ko def lii moo tax lii waruma ko def lii moo tax mais tey jii di boo commencé wax si parce que nit ku nekk si li ngay yëngu ngay mën a wax dafa nekk domaine boo xam ne da ngay dégg nit daf leen naan yéen homme des médias yi da ngeen di vous êtes des corrompus da ngeen di dóor da ngeen di kii parce que nag dañ ko nangu te loolu dañ koy fësal alors que nit ki waroon corruption moom mën nañu ne daanaka mbuusu ndox la rek kër goo dugg ma nga fa actuellement au Sénégal je sais pas xaw ma merci comme noonu nga ko waxee valeurs yi ñoo manqué ñun ñoo desee dégg suñu bopp moo tax loolu ba pare pudeur aussi amatul pudeur amatul rusatuñu dara parce que bu njëkkoon nit ki am na yoo xam ne da daan am kersa gi léegi tamit ki nga xam ne dafa doon waroon am kersa gi tey bu demee ba nga xam ne elle s'affirme nit lii laay def te rusuma si dara seetuma si dara ñàkk kersa donc foofu crise des valeurs day am te bu ñu bëggee comparer parce que ba tey nañ ñëwaat si thème bi société sénégalaise la ñu wax la société sénégalaise dafa amoon ay tradition am tey jii nii ñun monde bi dafa ubbeeku moo tax loolu mooy inconvénient wu développement wu dëkk dina am lu positif dina am lu négatif dafay ubbeeku léegi nag yow buy ubbeeku dafay am lépp luy ñëw looloo taxoon Senghor ba mu doon wax enracinement ak ouverture maanaam da ngay toog si say racine sa cosaan bu baax ba pare nga ubbeeku si monde bi mais ñun tooguñu si suñuy cosaan ubbeeku si monde bi donc dañuy nekk à cheval entre deux cultures du ñu xam bu ñuy jàpp du ñu xam fu ñuy loolu nag li ñu ko yóbbee du lenn lu dul complexe Cheikhouna parce que boo xeebee li nga yor di yóotu leneen rek da ngay réere sa bopp dañ complexe ñun Sénégalais si li ma xalaat
waaw damay waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim vraiment kontaan naa ci àdduwaat ci thème bi. man damay leen waat posé waat leen question. Sénégal am nañ ay valeur. am nañu ay valeur kay. lan mooy valeur valeur wuy ma rek ñëpp am nañ ay valeur valeur yu baax moo am ak valeur yu bon. ñun valeur yu baax la ñu am wala valeur yu bon tey Sénégal. non valeur est-ce que dina bon. kay. waaw foofu la wax jëlee. parce que ñun dañu yaakaar ne valeur moom lu ñu ko wax rek bu baax la. ma yeeg ma ñëw. gis nga ñun Sénégal Sénégal. ñun am nañ habitude sangu suñu bopp ba mu set. mais duñu waxante dëgg. Sénégal lu fi am ñu jiiñ ko keneen ñun ñoo gën ñëpp ñun. mais réew la boo nee xamante ni bu ñuy waxante dëgg réew la moo xamante ni ñu ko dëkkee ñu ci ëpp amuñu ay valeur tey boo génnee ci mbedd mi rek boo làmbee population boo xoolee seen ni ñuy dundee ni ñuy demee rek di nga xam ni que ni la majeure partie des Sénégalais amuñu valeur gis nga réew moo dem ci àdduna am nañ ay valeur tey soo gisee tey réew yi raw ñu valeur a tax ñu raw ñu réew yi la ëpp réew yi la raw ñoo la ëppi valeur tey Sénégal xoolal rek ci Sénégalais yi làmbal couche yëpp bi ci suuf bi ci digg bi ci kaw muy nitu diine muy yëpp xoolal par rapport ak méngaleel par rapport nitu diine yi nga xam te ne ñoo nekk Sénégal ak nitu diine yi nga xam te ne leneen lañ gëm nekk feneen ma jox la benn exemple tey soo demee ci yeneen religion yi di nga gis ni tey yeneen religion yi ñu ko jiite dinañ tabax ay hôpital dinañ am ay université dinañ am loo xam te ni dina jëm ci société mu nekk ay valeurs yoo xam ne ñoom ay gëm-gëm la ci ñoom yoo xam ne dañu am ay valeurs yoo xam ne ñoom dañu jàpp ni loolu ñoom dañ ko war a def xaaruñ ci état pour mu def ko parce que nit ki soo ko jiitee ni nga koy joxee ay valeurs mooy que nga won ko yoon mooy nga yar ko tey yooyu ñoom dañu ci jiitu gis nga tey Sénégal mooy réew moo xamante ni da ngay dugg si kër gis papa melul ni mu war a mel ñi jiite meluñu ni ñu war a mel yenn ci sëriñ si meluñu ni ñu war a mel kan mooy jox kan ay valeur gis nga tey médias yi laa pay wax na léegi waxu ay éthique déontologie et tout mais tey médias yi dañuy jouer lu rëy ci li nga xamante ne moom moo am ci réew mi parce que tey Sénégal les gens ils font la promotion des médiocres tey soo seetloo ci télé yi la majeure partie li fay jaar c'est de la médiocrité tey li nga xam te ne moom la ñu war a fësal li nga xam te ne moom la ñu war a parce que tey xale bi buy seetaan télé di identifié wu par rapport ak kenn koo xam te ne lu médiocre lay def gis ni kooku bu génnee mu ngi koy gis ñu ngi koy wan mu ngi yor benn 4x4 mu ngi yor benn affaire loolu Sénégal xoola Sénégal day gis benn booy bu ndaw commencé benn affaire bu ñàkk fayda boo xamante ni amul non c'est vrai tegul ci dara benn weer ñaar ñetti weer gars yi dégg di diw may na ko oto Sénégal yëpp bëgg réussir yenn booy bëgg réussir jàpp ne que ni bu ñu defee lii comme kooku dañ ci réussir il commence identifié par rapport ak kooku ñi nga xamante ne ñoom ñooy def li nga xamante ni nga gis benn gayen boo xamante ni fee lay nekk jàng pare jàng di jéem a inventé benn affaire boo xamante ni am na solo amul solo nekk di ci sonn pendant 5 ans 7 ans télé du ko fa mës fekk wane ko bu ñu ko wanee kenn du ko ñëw fekk ne ko xaaral ma jàppale la ci lii nit ñi au juste yow yaa leen di orienté ci li nga xam parce que nit ki nit mais sax buñ koy def léegi wol ma télévision bi la ñuy wax nit ki c'est fini gratuité moo amatul quoi fu muy amee réussite am lay xool ñu bëri dañu xool fi am tey nga gis jeunes yi bu ñu si bëri gis nañ ni que ni côté bii nii dañ ciy nekk ba sonn doo ci dégg waaw boo doo si dégg dara boo demee ci ay affaire yu caaxaan chaque ñu télé ngi lay jël yaa ngi nekk xam nga léeg-léeg nga toog si kanamu média bi di tudd Marième Faye Sall wala tudd keneen wala tudd benn kenn ku la nekk ko xam ne am na xaalis ñu jékki-jékki may la oto ko Sénégalais yi commencé def loolu yooyu c'est des choses yoo xam ne dafa joué beneen mooy que tey ñun dañuy yokku valeur ëpp ñu valeur tubaab yi bu Sénégalais boo waxee Sénégalais la majeure partie des Sénégalais dañuy wax lu dul dëgg tey Sénégalais boo waxee sax tubaab mu ne tubaab du fen Sénégal ci seen langage sénégalais même su fekkente ne dañuy fen sax mais ci seen langage yooyu ay valeurs yu baax la tubaab tey xoolal tey Sénégal lan mooy ay devoir tey Sénégal amuñu ay devoir civique mais jullit du fen waaw mais valeur bu baax la non may ma rek may gën jullit du fen valeur bu baax la wuy ma rek jullit xam nga loolu beneen débat la jullit nekk jullit nii ci tour nii ak am ay jikko jullit ñaari mbir non bu ñu waxee jullit rek nañ jël ki gëm non dégg attends man sama gis non man du sama débat du débat mais dama koy topp man sama gis-gis si jullit ak sama gis-gis si jullit benn man ñaar laa gis jullit ak ki nekk ci diine
non man jullit laa parce que Mouhamed oustaz Mouhamed a ngi nii bañ ko nee ndax jullit dina njaaloo yonent bi waxul waaw dina ko def sallallahu alayhi wa sallam ndax jullit dina sàcc waaw dina ko def ndax jullit dina def li waaw dina ko def ndax jullit dina fen mu ne déedéet jullit du fen ça veut dire que mooy jullit quand on parle de jullit fii on parle le croyant la ñuy wax donc tey bu demee non non tey bu demee ba ne sénégalais yi amuñu valeur je suis désolé non parce que moom li mu tuddee valeur la non ça dépend man mën naa tontu mais tey jii nii sénégalais yi tamit il faut oser le dire am na si ñu am valeur est-ce que man dama valeur mun fee beneen valeur am na mais lan la tuddee valeur mu yëg rek man gis nga mën naa déglu dama lex laay fay da nga maa bëgg wax loolu ma xul dama ne ñenn ci sénégalais yi ak ñu ëpp ci sénégalais yi amuñu ay valeur et je l'assume maa ko wax benn ñaareel bi déglu rek ma wax la ñaareel bi mooy que da nga wax benn wax léegi wax yoonu Cheikh Mouhamed sallam ne jullit du fen kan mooy jullit Oustaz Mohamed am na xaar non du débat bi mais daf ma wax loolu loo xamante ni daf ma kii di nga ma may ortu kii dafa wax benn wax boo xam ne waxuma ma leeral sama wax aussi dama la ne dafa am ku nekk ci diine am koo xamante ni jullit la foofu li mu la bëgg xamal mooy que ki nekk ci diine mooy koo xamante ni ñun Sénégal fii moom la ñuy wax jullit mooy koo xamante ni wax na ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah koo xamante ni mu ngi julli waxtu juróom boo mooy sax am na paas mu demee màkk gëm na ni kër papa ma gën màkk kooku mu ngi ci diine waaye du jullit dafa am yow bëri yoo xam ne mën na ci débat 2 heures temps na fi jógee mais c'est pas là le débat man sa dégg-dégg jullit ak sa dégg-dégg man Sénégal ñu bëri ñu ngi ci diine l'islam mais duñu jullit ñun croyant bi lañu moo tax sa dégg-dégg ak sa dégg ñu taxaw foofu parce que c'est pas du loolu mooy débat bi ñu ngi ci valeur yi nekk ni ñàkk kersa bi ñu nekk léegi bon compte bi waxante lu ñaaw pour ñu jàpp nañ lépp lu bon loo def rek ci ngay am bër léegi pour wax ko que ni amuñu ay jikko yu baax tey sur le plan civisme moral yëpp boo xoolee sénégalais yi tey jikko yu baaxul da ngay romb ci mbedd mi lan moo Sénégal ni mel lan moo tax mu mel ko tey su fekkoonte ni tey am nañ ay devoir civique yoo xamante ni tey sénégalais bi war na xam ne fi mu lal ci trottoir waru fa lal ñàkk am jikko bu baax la sénégalais bi xam na ne fi muy saw waru fa saw ñàkk am jikko bu baax la sénégalais bi ñu dénk suñu alalu réew mu di ko dëpp di ko déprise ñàkk am valeur yu baax la sénégalais bi nga gis mu nekk policier nekk douanier nekk fenn ak fenn taxaw ci tali bi di rackete sénégalais pour ay 500 000 francs nga dugg ci place war a ut extrait de naissance ñooy laaj 500 000 francs nga dem douane war a génn ñu def ay fausse déclaration de douane def ay exonération douane yooyu ce sont les sénégalais te boo ko nattee ci réew mi daf ci bëri du minorité majorité la jikko yooyu nag ak valeur yooyu nag moom la ñuy laaj valeur yooyu nag newu fi laa la bëgg comprendre loolu boo ma nee lan moo tax ñu ñàkk ma la mais daf fi newul dañ koy wax ñun xam nga la ma ay slogan la ñuy mën nañ ko wax mais newul ci ñun dama lay wax ne lan moo ko waral lan moo tax ñu ñàkk damay daaneel foofu rek dama lay jox benn exemple dama dégg benn waaye moom gis nga ñun tubaab yi ñooñu gën a maîtriser alxuraan gën ñu ko xam bokk ñu diine nag mu ngi mel rek ku lire benn livre moom alxuraan dafa ko jàppee benn livre boo xam ne ni comme livre beneen bi nekk keneen bi mu lire ko xool lam ci soxla dama dégg benn gis nga tey tubaab yi bañ duggee Espagne fekk fa jullit yi jël alxuraan traduire ko xool la cay njëriñ bañ ko pare lañ teg fa lekk alxuraan dañ koy defee gis nga alxuraan dafa mel ni daan ak jur dafa mu ngi mel ni ki jël ki ñu jox 1 million li benn waaye di expliquer ma gis ko mu koy expliquer mu joxe jàngat bu am solo mu ne kii am alxuraan dafa mel ni ki am 1 million ñu may ko 1 million mu jël 1 million yi fas ko téere takk ko ci ndiggal def ko ndomb mu oustaz moom ñu jox ko 1 million yi mu defar ci château defar ci train defar ci métro defar ci raay defar ci nangam ak sàngam kookoo am million yow amoo million tubaab nag loolu la def ci ba mu gisee si alxuraan loolu mooy d'accord léegi li tax ñu ñàkk ko sànq wax naa ko léegi ci maman Mariba léegi mu benn bi ci jiitu mooy média yi deuxièmement part de responsabilité waaw deuxièmement mooy émancipation bu négative nga sooy jëli ji leneen feneen da ngay xool li nga xamante ni moom moo ci am njëriñ moom moo ci baax nga jël ko li ci bon nga bàyyi ko te tey ñun li nit ñi di jël mbir nit dina ko jël ndox nit dina ko jël pour naan mais nit dina ko jël utiliser ko pour def ci poson pour posone ci keneen ñun lépp luñ jël dañ ko jël mu ñëw nekk gàllankoor pour ñu dama la jox benn exemple rek tey soo seetloo Ablaye Wade ñëw na fi wax fii waaxu kii gàggante ma kii des femmes non émancipation parité émancipation de la femme tey bi mu ñëwee tag soo gisee ni ko jigéen ñi jëlee ak li nga xam te ne waa moom la coow ak yeneen réew ni ñu ko jëlee ñaari gis-gis yu bokkul la
ak société bi ñu ko déggee aussi parce que pourtant am na société mais dégg-dégg bi ko société dégg ak moom du benn dafa des ñun li ñuy jëlee ay mbir moo koy beneen bi mooy que parents yi gis nga doom éducation gis nga soo seetloo suñu mag yi fi jaar sañ ko jàngal même boo demee daara xale nga koy jàng day jàngum gumba da ngay gis mu nekk taan yi ñuy tari ku nekk di yuuxu boo xoolee même si jàngu tubaab c'est comme ça boo demee jardin xale yi dañuy way rek njàng dafa am yoon pédagogie dafa am yoon xale su boo dewree boo seetloo ñaan mag ji ak njàngu tubaab ba tey amul différence defal remarque da ngay ñëw xale bu ñëwee jardin day nekk way ay frère Jacques way boo demee daara moom it boo gisee xale bu nekk xale day jàng mu ku nekk di way di tari ci kaw nii comme jardin mu génn jardin mu ñëw ci beneen étape boo ñëwee ñu commencé ko jàngal a te peu ne me rebe de appétit instant commence ko ça xale bi bu génne daal ñu commencé ko ça mu dem ba benn instant boo xamante ni kër yi dafay commencé di faire iji ainsi de suite loolu wan ko yoon wan ko yooyu yëpp yoon bu njëkk loolu dafa amoon amatul léegi soo duggee ci kër yi sax amatul xale waaw li amatul xale kooku moom dugg na ci li ko waral mooy loolu parents yi ñun ñoo yaratul suñu doole parce que dañuy ñëw ci planification parce que tey société bi dem na ba nga xamante ni tey parents yi dañuy daw ci ginnaaw am société bi kenn ku nekk mu ngi daw ci loo xamante ni amu ko kenn ku nekk mu ngi daw ci loo xamante ni mënu ko te gis nga kaay ma xamal la lay tey nga doom dafa ay valeurs yoo xamante ni soo koy def si sa doom nekkul ci am rek nga koy defee ci ñàkk aussi parce que tey man dama am gëm-gëm boo xamante ni tey nga am sa doom nga am jabar nga yeewu amoo supposons 1000 francs moo fi nekk sa jabar jënd sombi defar sombi jël sa ay doom ñu lekk ko sa doom yi lekk ko ak fierté dugg ci kër jàmbur est-ce que man wala amu fa wala nga def poñse est-ce que mu lekk ko ak fierté te du dugg mu ko kër jàmbur ne dama xiif wala nanga sax si yooyu la ñuy tàggatee xale ba nga xam te ni su màggee yooyu dafay nekk ci moom mais tey Sénégal kenn ku nekk dafay puukare wu ci loo xamante ni wane ne sa doom warul ñàkk dara war mais dama la bëgg xamal ni que ni nature bi dina def bés yow préparé ko ci yooyu nature bi yow nga jóge fi dee bàyyam nga dee yaayam dee mu jóge fa ñu jox ko sa benn frère boo xamante ni jubóowu leen woon sax sa doom war fa nekk circonstance da war a doom dañ koy préparé ci éventualité parce que yow doo yàlla doo yonent yow xamoo kañ nga fiy jóge xamoo kañ nga fiy nekk tey suñu doom il faut ñu préparé leen ci yooyu mais tey fi kenn ku nekk yaa ngi puukaroo ci ay mbir tey société am nu bindoo woon bu njëkk xale bi daf fiy jógee dem vacances da nga naan gis ku nekk da ngay gis koo xam ne day nekk boy town day jógee ay maamam ñu ngi fële sax mu nekk si dëkk bi commencé ay doom bu ñu dem vacances ñu xam seen dëkk mag yi dafa am yu bëri xam si leen doon boolee ci lañ doon defaree ci lañ doon def ay valeur ànd ay say doom ay doomu wujju nga jël leen boole ñu dem vacances kenn ku nekk sori yaayam ngeen dem fekk ji benn maam boo xamante ni yéen a ko bokk maam boobu yéen a ko bokk ci foofu noonu lañ leen jox ay valeur xam nga am na xam ne yéen a ko bokk c'est des choses yoo xamante ni newatu fi Cheikhouna li fi nekkoon te newatu fi li ko fi jëlee du lenn ko du ñun ñoo ko fi jëlee parce que ñun maa ngi koy wax ci tàmbali gi ñun ñoo bàyyi li ñu yor di yóotu leneen te xam nga boo bàyyi li nga yor di yóotu leneen te jotoo ci boo motu ci digg bi ngay des maa ngi koy wax sànq demuñu dikkuñu parce que suñu ay valeur suñu bopp ñun suñu bopp ñoo xamatul suñuy valeur parce que ñu ngi koy wax léegi bu fekkee yaay tàmbali na wax lu dul dëgg parce que ci biir kër gi la parce que bu fekkee éducation moo raté ba tem ba topp mag ñi ba jikko yëpp changé kon yaay na xoolaat boppam parce que moom lañu njëkk a jox position pour yar yaay aussi am na ku ko yilif bàyyi ko yilif léegi bu fekkee bàyyi miy wax ak yaay du wax yaay dëgg yaay du wax xale bi dëgg kon xale bu màggee bu waxul dëgg dafa tari mais waaw ma jox la benn exemple valeur ci ñëpp muy ci état muy ci fépp dama jox exemple parce que man dama jàpp ni lii valeur la dama jàpp ni li ñu njëkk a raté ñun ci suñu éducation société sénégalaise li ñu njëkk a raté boog man li ma jàpp mooy ñàkk wax dëgg ci lépp nag ci bureau yi comme niñ ko waxee heure bi nga jox ñu ne la yaay toogal sa heure bi yaa war a dagal kii këyit yaa ngi ko wax sànq ci jëm ci war a soxla sa këyit léegi këyit bi dootoo ko jot tànk joxo tuufoo nit ki dara wala boog tànk fayuloo ko mbaa nga neexal ko këyit bi nga waroon jot 8 heures di mën nga ci daw 4-5 jours donc moom mi ngi def loo xamante ni mi ngi def loo xamante ni warul donc moom fen na parce que tubaab tey pour moom boo ko fekkee ci biir bureau def ko loolu saagu ko biñ koy jox poste bi dafay waar wala dafa am raison yu tax confiance bi tax ñu jox ko poste bi donc moom violé na raison bi taxoon mu topp fauteuil bi bu fekkee aussi damay jëflante ak Mohamed ci heure rek laay wax ma ne ko Mohamed fexeel ba nga ñëw heure nangam Mohamed ne ci boppam ba heure bu neex mu ñëw war na ma parce que maa ngi moom bi ñuy waxante parce que l'islam mi ngi wax foofu doo respecté heure doo waxante nit ba sàmm sa kaddu te Sénégal fii ñi fiy respecté heure mbaa di sàmm seen kaddu mbaa jëflante bi nga xamante ñu ngi koy jëflante ak ñun ñu koy respecté ñu néew lañu te nag fen bu tàmbalee ci nit lépp lu mu def lu ne wuruj lay doon non may ma rek nga baal ma am diwaat précision si li nga wax gis nga thème bi dañu ne la société sénégalaise perdue
perdu entre la violence et les mœurs donc tey defuñu étude comparative ak yeneen ñun ci société sénégalaise bi maanaam dëkku cosaan bi ak tradition bi la woon ak léegi lan moo woon yi si foofu la ñuy waxee donc faw ñun ñu bu ñuy dem si base boobu la ñuy demee maanaam mooy li nga ko waxee bu njëkkoon li amoon kerse gi amoon lu tax mu dem worma bi amoon lu tax mu dem sutura gi amoon li tax mu dem parce que qu'on le veuille ou pas la société sénégalaise a ses vertus am na li si baax loolu noonu lu tax tey ñu dem teg ko li tax tey jii di ñun ñuy def la promotion de la médiocrité dëgg la ubbeeku dafa am dañ àdduna am na leneen lu si ñëw mais tey jii nii lu tax li baaxoon li war ko dindi ci foofu la débat bi nekkee donc foofu noonu ñu demee foofu loolu xam nga lu ko waral les Sénégalais ont changé les Sénégalais n'ont pas évolué gis nga changement ak évolution ñaari mbir ute la dama la jox benn exemple changement mooy ma ñëw mooy que tey ma amoon ceeb ñun suñu culture ceeb la ma am benn ceeb ma xëy bés keneen indil ma leneen ma bàyyi ceeb bi teg ko fa la jël loolu mu ma indil di ko lekk évolution mooy man ceeb laa am ceeb mooy li ma gëm suba ma dem feneen ma gis beneen façon ceeb bu ute ceeb bi ma ñem ko mu neex ma xool sama ceeb bi naka laa koy évoluer yokk ko amélioré ko mais saa yoo ñëwee ceeb nga fi fekk Sénégalais nag évoluer wuñu par rapport ak ay mbir dañu changer suñu mode de vie amélioré wuñ ko tey boo gisee ni ñuy vivre bu njëkk tey dama la jox exemple ay dëkk yu mel ni Italie ute na ak France Italie ba tey dañuy vivre dans de grandes familles te tey dëkk la boo xam te ne dañuy vivre comme ay papa maam ak yooyu noonu tey Sénégalais yi ñuy changer suñu mode de vie ban la ñu choisir ñun xooluñu bi nga xam ne moo réalisé ak suñu ay réalité ñun ñu ngi xooluñu mode italien bi de ñun mode française bi la ñu xool mooy la famille nucléaire moom la te pourtant am na ci yeneen réew yoo xam ne ci Europe yoo xam ne France ñu ngi mel ni ñooñu te pourtant dundeewuñu comme ñooñu tey soo demee en France tey ba tey sax en France ci biir grande ville yi ay Paris yooyu noonu nga gis loolu am mais tey am na ci ay villes yoo xam ne ci biir France am na ci ay ñoo xam ne ay conservateurs la waaw dañu gëm liñ doon moo tax ñu conservé mais tey ñi ñuy wan li ñuy bëgg wan mooy que Sénégalais c'est un consommateur c'est ça le problème des Sénégalais loo ko jox mu consomme ko mais wu société dañu leen di benn mode de vie nga consomme ko mais tey sooy seetaan ak di gëstu ngay gëstu soo duggee en France xam nga ne am na ay famille yoo xam ne ay famille campagnarde ay famille yoo xam ne ay conservateur la mais li ñuy wan ñun bëgguñu consommer ko mooy que famille nucléaire bi ngay wax noonu moom la ñu tubaab yi wan moom la ñu kii institut ba ñun ñu adopté ko mais loolu arrangé wuñu ñun daal Cheikh na xam nga lan la xam nga wax ji lan la on est esclave de tout pour tënk ko waaw suñu li ñu moom daal bëgguñu ko ñun li ñu moom rek lañ bëgg on idéalise l'autre ñu jaay la benn rêve alors que yow tu as des valeurs yow li nga am moo gën li keneen ki am parce que léegi tey bu ñu demee bañ ne le futur c'est l'Afrique c'est comme si l'Afrique n'avait pas de passé boo xoolee États-Unis ñëpp Sénégal wax daanuñu ko sol di dem si plateau yi kii mais bu ñu gisee Beyoncé sol ko Michelle Obama sol ko léegi ñu def promotion wu kii bi les tenues waaw yooyu yëpp sax duñu ay tey jii Sénégal ban loolu moo fi nekk d'accord Mohamed dañu moom dara Mohamed affaire yi daal lëj na jaxasoo non te ñun ñoo ko lëjal suñu bopp xam nga sax moom waaw soti baax piscine bi dafa vax nga waaw s'il vous plaît sooy wax valeur mooy loo xamante ne am na solo waaw mooy valeur mooy lu merci waaw lu am solo maa ngi ñëw jëm ci wàllu tey Cheikhouna su bëggee téléphone bi day indi xaalis mu doon valeur pour mu am mooy dëgg pour mu am téléphone valeur boobu nag doomu aadama tout le temps faaw mu am mais jigéen bi bëgg téléphone jël kanam jël awraam joxe ko pour am téléphone Mohamed kooku wàcc mais loolu du valeur la mu joxe le mot valeur effectivement lu gën la ci moom non du valeur d'accord tey xam nga bu njëkk ba su ñuy wax ne valeuru dara mooy li nga xamante ne la nga koy joxe doy na njëgam. excellence la valeur excellence la. waa échange la léeg-léeg baatu arab yi moom mooy. baax na ci yàqul dara. mais nit ki jël loolu. ba pare mu dem comme exemple bi Cheikhouna cabaxal ci diggante bi. loolu nekkatul. contre valeur lay doon loolu contre valeur la. valeur moom mooy lépp lu xam nga yàlla subhanahu wa taala daf ñuy jàngal ci alquran. ci wàlluk doomu aadama ni muy nekkee. doomu aadama ci ban bi ko yàlla subhanahu wa taala bindee. dafa am ay matières yoo xamante ne suy ànd ak ban boobu ban bi day dund day nooy. d'accord. am ay matières yoo xamante ne bis bu ñu ratee ban boobu ban bi dafay wow dafay xar.
d'accord comme ban niñ koy gisee léegi nag pour doomu aadama mën a nekk faaw dafay am lu ñuy tuddee taxliya ak taxliya dafay am ay mbir ay vis yu war a génn ci moom am ay vertu ak ay valeurs yoo xamante ne dafa war a dugg ci moom ñun nag la société sénégalaise sànq am na ku ko wax donte ne dafay wax ni Léopold Sédar Senghor dafa wax ne xaw ma enracinement et ouverture ak ouverture malheureusement ñun defuñu enracinement ba pare ouverture tey jii ni sénégalais bi dafay daw di wuti lu keneen yor te amul li nga xamante ne moom la yor li mu moom mu ngi mel ni tey jii ni xale booy woo ne ko am lekkal far am mu dégg benn bruit ule mu jël li nga xamante ne moom nga koy jox moom la moom muy seetaan lële ba liñ ko doon jox mu tuur lële du ci jot et li ko xamante ne moom nga ko doon jox du ko jot pour man effectivement la société sénégalaise actuellement dafa perdre li nga xamante ne mooy ay valeur le fait que ñu ne perdu rek moo di ne nit ko réer am na fu mu jóge mais seulement dafa gëlëm tey suñuy maam Dembo Njaay amoon na loo xamante ne xam nga tey ji en Cheikhouna suñu wax na gor sa kàddu ga loolu valeur la woon boo xamante ne kan mooy gor parce que foofu ñu ngi doon valoriser nit ki effectivement gor sa kàddu gi doomu yow xanaa xamoo doomu diw nga waaw xanaa xamoo doomu diw gis nga sama goro yi dañuy am lu ñuy wax loo xamante ni saa bu ko nit waxee sama goro joolaay mais booy wax ak kenn mu lay wax ne man dama am valeur lan la lay wax inje e joola man joolaa la inje e joola man joolaa la donc joolaa rek déjà dafa war a jomb lu par exemple da ngay gis ne xanaa ñoom léeg-léeg dañ la koy wax ku ñëw noor ba jaxasoog waa noor si ngay amee yenn jikko yi mais bu njëkk ba dañ naan la joolaa du fen joolaa du jëw joolaa du sàcc tey boo ko tuumaloon fen bu lay tontu rek da lay wax ne pour wane la valeur yi ma am inje a joola man joolaa la bi maanaam kon loolu di ma ko def mooy comme li ñuy wax ne man jullit la maa ngi jublu ci ñaari référence yooyu pour wax ne nit pour mu am valeur pour jeter valeur joolaa yi ñoo séeréer yi ñoo bokk yow mais nag buntu la rek bu mu doon ubbi xam naa fi mu nekk nii joolaa yaa ngi jubilé ñu ngi leen di nuyu de passage pour wax rek que ne nit pour mu am valeur dafay am fooy sukkandiku benn référence boo xam ne da nga cay dolli léegi référence boobu la ñàkk ci biir société bi mooy li Cheikhouna di junj sànq mu ngi koy junj ci wàllu tissu ñun lan mooy sunu tissu lan mooy sunu colin tey jii ni benn tubaab du diine du dara mais am na ay valeur yoo xamante ne ci wàlluk nit da nga koy gis benn ministre tubaab mun na tey jii ni suñ ko tuumaalee lenn pour seetal deram mu daal di démissionner mais parce que am na lu muy jom ñun fii da ngay gis ministre ñu tuumaal ko muy défendre li nga xamante ne moom mooy tuuma googu mais kële pour seetal deram pour man ñun dañoo ñàkk référence du diine xamuñu suñu diine ba di ci delluwaat xamuñu li fi maam bàyyi woon ba di ci delluwaat bu njëkk ba maam da lay wax ne dañoo réere suñu héritage barki Dembo Njaay damay wax ni ñun am na benn projet bu doon wax ne nañu bindaat histoire Sénégal malheureusement ñun lay sénégalais lu ëpp ci suñu histoire daf ñoo réer lu ëpp suñu parce que booy xool Sénégal tey jii nii nga koy gam-gamaleeg yeneen réew yi ñu wër Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne ñoo njëkk a jot ci liy tax ñu am valeur bi maanaam ñoo njëkk a jot ci l'islam ñoo njëkk a am diine tey certes tubaab yi bu ñu wax ne du ñu ay nitu diine parce que am na diine joo xamante ne cosaan la ci ñoom gëm nañ ko ci ñoom mu am ay jàngat yoo xamante ne ñu ci nekk ñu di ko jëfee jaxasoo gi nga xamante ne l'islam da kaa jaxasoo Europe ci benn période Cheikhouna mu ngi koy junj sànq ci Espagne nit lu mu munti wax jaxasoo goo xamante ne l'islam jaxasoo nag li nga xamante ne mooy européens yi si la Europe commencé xam civilisation mais loolu moo tax benn bindkat di wax ne dafa dem Europe mu ne dhahabtu ila dem naa ci ay nit ñoo xamante ne ay l'islam mu ngi fa mais fekk ma fa ay jullit ma dem ci ab réew boo xamante ne réewu jullit la mu ne ma dem ci réewu jullit ma fekk fa ay jullit sans l'islam dem naa ci réew
kéefër ma fekk fa l'islam sans jullit ma dem ci réewu jullit fekk fa jullit sans l'islam tey jii nii nit dafa am xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu am solo lu mu wax waxul yàlla daf maa yónni pour ma jàngale ay jikko mais yàlla daf maa yónni pour ma mottali jikko yu rafet bi maanaam nit que nit yàlla subhanahu wa taala bi mu koy wàcce dafa am ay valeur yoo xamante ne moo taxoon doomu aadama nekk nit yonent bi l'islam dafa ñëw mottali loolu kon ñaari source yooyu mooy sak nité ak diine mooy tax nga am ki mais malheureusement ñaar yooyu yëpp dañ ko bàyyi damay joxe benn exemple tey jii nii ci valeur dañ koy jël ci code de la route dañuy joxe li nga xamante ne mooy feu rouge pour lan pour nit ki mën a taxaw valeur bu nekkee ci doomu aadama moo di nekk sóoraale danger bi ci nekk moo tax moo xam police taxaw na police taxaw fa boo ñëwee heure boobu da nga war a taxaw mais nag su fekkente ne yow nit ki nga gën a bàyyi xel mooy ne yow amoo valeur nit ko bu fi nekkatul léegi da ngay def na nga xamante ne nii valeur yi nga wax nii nit moom laa wax léegi gis nga rond point Petersen fi est Diallo Diop nekkoon dafa am benn feu bu fa nekk feu bi marchand ambulant yi dañu dem ba lonk ay kii feu bi du feeñ loolu c'est ay devoir la yoo xam ne ay devoir civique la yoo xam ne Sénégalais bi war boo demee tubaab sañu ko même su fa kenn newul te pourtant fa lay policiers yi nga taxaw foofu noonu ci rond point bi mais kenn xool mais dëkku tubaab sañu ko même bu fa kenn newul effectivement yooyu c'est des choses yoo xam ne ay valeur dafay nekk ci nit newul ci ñun moom laa lay wax ma ne valeur boog saa boo ko waxee par exemple tey jii nii bokk na ci li ñu gën a réer ñun sénégalais tey ci wàllu civisme droit civique yi ñu war a xam jàngaluñu ko te loolu dafa war a bokk ci li nga xamante ne dafa mais mënu ci bokk xam nga tax mënu si bokk gis nga nit pour mu am valeur réew pour mu am valeur xam nga tey indépendance mooy nga indépendant nga bay li ngay lekk li ngay sol nga koy kii lan mooy jaam mooy ko amul dara moomeel amul dara ñun lan lañ am lan lañ moom lan li ñu moom mi ngi fi mais xam nga problème bi lan la mooy mi ngi fi li ñu moom mi ngi fi de xam nga te nag li ñu moom moo gën li ñu jéggaane fuuf nag xam nga problème bi lan la mooy ñun seulement dañu xeeb sànq maa ngi la koy wax dañu xeeb li ñu yor yaakaar li nekk feneen moo gën li ñu yor moo tax amuñu li ñu yoroon rëcc nañu waaw parfois ay valeur universelle gis nga loolu ñu jël ñun bëgg ko moomale suñu bopp te ces valeurs là sont des valeurs universelles boo demee Europe di nga ko fekk boo demee Amérique di nga ko fekk boo demee Asie di nga ko fekk mais globalisation la ñu wax tamit attends même fekk ci jëf ak fekk ci wax duñu benn te réew yooyu noonu mooy li nga wax léegi ne waa ji dem na ci réew moo xamante ni ay jikko jullit ñu fa waaye ay jullit newuñu fa loolu noonu ñun moom laa naka jikko yi mu ngi foofu la mais ñun fii tey ci làmmiñ lañ ko am d'accord mais tey ci jëfin new Mame Diarra gis nga Cheikhouna li muy wax ni valeur universelle yooyu valeurs yi soo gisee mu wàcc ci nit la wàccul ci mala donc c'est très normal mu universel ni tubaab bi nekk nit ku nit dëgg-dëgg di bañ moom la nit ku ñuul ki nekk ci àll bi ci tool bi dëgg-dëgg war a bañ parce que nit la ñuy wax waaw te nit buñ ko waxee wax valeur am dafa war a universel mais léegi problème bi mooy ñun liñ ci moom lu tax ñu bàyyi foofu la wax ci nekk lu tax ñu foofu la nekk Mame Diarra waaw est-ce que ñee dañ ñoo gën le wala ñun ñoo sàggane suñu bopp wala ñun ñoo ko defee dëgg voilà ñun ñoo xeeb li ñu yor voilà dem uti leneen lu keneen yor te tànnkatu daal ay carax lay mujjee ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom ñun bu ñu yemoon ca la ñu moom xëy na lii ñu dal duñu dal mais ñun ñoo yemul ci li ñu moom damay rejoindre Cheikhouna ci éducation bi wax gis nga éducation dafa am solo foofu la lépp di xewee gis nga société bi ñu nekk da ngay gis tey nit di la seet nga ne sa doom sa tante bu ñëwee ne ko nekkuma fi yaa ngi koy jàngal fen wax lu dul dëgg yaa ngi ko koy jàngal effectivement tantam diw bu ñëwee an sa yaay sama yaay néew fa fekk yaa ngi ci biir tëdd yàlla bu mu ko ne nee na nekku fi gis nga bu ko ne nee na nekk fi nag nga yàq gis nga dafa am yoo xam ne yu ndaw la mais dafay yàq yooyu il faut ñun ñi nga xam ne ñooy éduquer xale yi ñu siy bàyyi xel da ngay gis tey xeex am banlieue xam nga ni dañuy xeex dañ daan xeex di xuloo wala xuloo am yaay génn seetaani bàyyi génn seetaani doom génn seetaani am na fi bi Vayde yi di ñëw fii Sénégal yu bëri kenn desul ci kër yi ñëpp a génn dem ba aéroport te loolu buñ toogoon jàpp julli ñaari rakk sax am benn affaire ci yàlla dafa am yoo xam ne ñun ñoo koy tegal foofu sa loxo ma jël mbokk mi dellu si waat asalaamaaleykum allo
ku baax ki. waaw asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah bisimilah. ñu ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax. ñu ngi lay fay di delloo ziar. yéen a ngi wax lu am solo. alhamdulilah. ñun Sénégal lu ñu perte dafa bëri. waaw tardé nañu lool. dañoo perte ngor perte yar. perte jikko. dëgg la. ko gis nga tey jii Sénégal lu mën a wax mooy. waaw. démb laa dugg oto fii nii dem boo am benn femme boo xam ne dafa war a wàcc yow croisement Tongoor. croisement. waaye wallahi la jëm chauffeur bi da ko yóbbu ba presque boo dem ba passé sagam. xoolal loolu moo ko tey. ko gis nga man lu ma gën a ragal ci Sénégal moom. man suñu mag yu njëkkee dañ doon naan lislaam amu doon bariwu doon doole nu mu amee doole tey dañ doon naan di déglu rek. doo dégg ne ni saaga na doo dégg ne ni rey na. waaye léegi lañ gën a am nee na dañoo gën a am diine ko affaire bi rey gi gën a bëri. wala am fit ñaaw gi gën a bëri. ba pare ñàkk kersa. bi ñuy saaga ay njiitu réew man damay waaru sax. doy na waar c'est pas normal du tout. yow mënuma gëm ne. dëkk boo xam ne El Hadji Malick a ngi fi. wallaay Serigne Touba. wallaay Mbacke Balaye ah kon ñoom balaa ñoom moti biir rek gàmmu jot wala Touba jot nañu xoolal suñu bopp. dëgg la. yow yaa ngi doon taalube Serigne Touba wala taalube fo yow dangaa rus a wax lu bon. yow doo taalube. ñun de suñu ay jullit billaay walaay motuñu 40% sax motuñu ko ay jullit. doy na waar trop. ndax fu mu ne nii damay toog boobu damaa ragala sax dëkk Sénégal fu mu ne nii wallaay ko dama ko doon tiitaro wallaay la ji. waaye nañ yàlla dimbale rek. amiin 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 ci saytaan yàlla na la yàlla dimbale ci yow. amiin ñi nga xamante ne dañoo bëgg yàlla. ko bëgg lu baax yàlla na leen yàlla dimbale. amiin boo xam ne safaan la nag yàlla na nga dem ak moom foofu boo xam ne. yàlla defaraat la nga mujj bëgg lu baax amiin. ngeen bàyyi ma xam naa séeréer bee. waaye maa ngi leen di ñaan yëpp yàlla na leen yàlla may jàmm yéen ñëpp. amiin 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 ci réew bi. amiin jërëjëf yàlla na yàlla fay liyu am na solo Mame Diarra. xam nga yaa ngi koy wax léegi si sa biir wax muy kilifa bi li muy jox doomam. mooy valeur yooyu sànq ñu ngi koy wax léegi maa ngi koy wax na ñëpp a ko bokk. parce que man daf ma fàttali dafa am sama benn xarit bu jóge fii enfin sama xaritam donc sama xarit laa ko mën a tuddee dafa sëy ak nasaraan dem sëy yi bi mu demee mooy li ñuy wax rek ni parfois dërëm ak dërëm ñoo war a ànd juróom ak juróom ñoo war a ànd bi mu demee dafa fekk seen maam foofu bon mënuñu ko rejeter parce que seen doom moo ko bëgg mais pour ñu dugal ko seen famille il faut ñu jàngal ko ñoom it seen ay valeur mu ne bi mu xoolee seeni valeur ñoom bi ñu ko tegalee dafa mel ni yi mu bàyyi fii ci këram mooy dafa war a ruus dafa war a jomb dafa war a am kersa warul génne yaramam ci yenn présence yi te pourtant nasaraan la. déjà gis nga foofu biñ ko wanee ñoom seeni valeur ñun est-ce que léegi-léeg dañuy toog di xamal sa doom ne ko lii baaxul xam nga léegi-léeg dañuy ci jullit day maye. ku xam nga mag ñi dañ la ko naan. sa rakk ki may ko. ku baax day maye. waaw léegi mais da ngay gis ci biir kër gi ñuy rocc ci kii boobu. bul ko may. parce que moom bu amee du may. déjà yow yaa ngi jàngal xale et pourtant bu njëkk ba mag ñi dinañ corriger kële ne ko non may ko ku baax day maye. bu ko defee ko mais léegi ci biir kër gi la ñuy rocc. maa la wax loolu bu amee du la may dañ doon nekk 13 personnes. 13 mag ak rakk yoo xam ne dañuy nekk si biir kër gi mais da ngay gis ni dafay am benn échelle. da ngay gis respect bi ni muy kii kenn ko léegi tey dama la jox exemple tey par rapport ak suñu mode de vie ni ñu doon vivre tey bu njëkk dañ doon nekk famille nombreuse. famille nombreuse bi ñu lay jàngal partagé. ñu lay jàngal baale. ñu lay jàngal muñ kii sa rakk la defal na la kii muñal baal ko kii sa rakk la da nga war a muñ da nga vie boobu noonu 13 personnes yooyu noonu dina am 13 jikko yoo xam te ne 13 nit yoo xam te ne ñu différent yoo xam ne da ngay daje ak mbedd mi kenn ku nekk ku mel noonu. ci ay jikko tey dama la jox exemple même soo xoolee sànq maman Mané Ba wax na ko sànq soo xam mooy affaire planification familiale et tout tey yi ñuy gëmloo tey dama jox exemple dama toog di waxtaan ak benn nit mu ne ma tey planning pour santé maternelle ma ne ko man suñu yaay ma ne ko tey man dama koy jax sama yaay ma ne ko man sama yaay dafa njaboot billaahi wallahi xale bu mu àndal voyage duma la man ça fait 19 ans xam nga 20 ans dama koy gis saa yu dem màkk ñëpp dañ koy mettre day jël ay valises yu 35 kilos ay 30 40 valises yëpp def toujours te xola bu yeggee moo koy yéegal moo koy wàccee moo koy jaay moo koy nangam day dem ay Thaïlande Chine buy ñëw buy li muy indaale bagage man sax mu at tax man leer na ma leer ne xale 29 ans 30 ans moo ko boole bu ñu àndee génn tukki mu duma ko te mag la tey gis naa sama ay magu yaay yoo xam te ne am nañ ay 13 bant sama maam bu jigéen
ainsi de suite te pourtant dañu ñoo gën a dëgër xale yi buñ ñu gëmloo ni mbiru santé la dañu naan que ni bëgg nañ ñu yóbbu ci loo xamante ni peut-être que ñoom loolu la ñu gëm pour ñoom àdduna bi noonu la war a doxee et tout. te loolu saa yu am toujours dañuy gëm noonu loolu moo gën li fi tey nag am na ci jigéen yoo xamante ne tey planning dafa gën ci ñoom parce que seen wér-gu-yaram moom moo dëppoo ak planning parce que tey institut yëpp xam nañ ko yooyu yëpp un peu comme planning du règle générale du règle générale yaa ngi comprendre tey suñu société nag daf ñun moo li indi loolu nag mooy xam nga lan mooy que ñun amuñu dara nit su fekkee da ngay jéggaani soo feebaree da ngay war a dem ci moom ne ko ñun de am nañ ay jàngoro yoo xam ne suñu médecin na lépp dañ la koy jox yow lépp dañ la koy defal moom laa ne la moomoo sa bopp nit da nga war a moom sa bopp ñun dañu war a jéem dara jéem loo xam ne adapté wu na ak ñun suñu mode de vie ak suñu ay réalité ak suñu ay lu ñu fi maam yi bàyyiwoon mais ñun tey fi ñu toll nii lépp dañu ko jël li ji bitim réew nit ñi xoolal suñu secteur santé xoolal si sport xoolal ci leneen xoolal secteur yëpp ci Sénégal wax ma lan nga gis loo xam ne tey Sénégal lañ koy produire wala monopole bi noonu waa ji lay jaay plaquette la lay jaay plaquette bi du nekk daf lay détaillé na la lii ngay jël bàyyi lii lépp la lay jaayee joxandoo mu lépp la lay indirandoo mais ñun ñoo war a segg xool li baax loolu nag segg bi nag loolu xam naa développement moo ñu ko yóbbee mooy li ñuy wax rek ne dañoo ñëw dugg ci loo xamante ne dañ koo desee xam am jaara sànq dama la tegloo woon sa loxo ci foofu waaw da ngay gis maman tey nga yónni sa doom si boutique ne ko demal jëndal ma nangam mu dem borom boutique bi wecc ko weccet bi ëpp bu ñëwee yaay borom boutique bi li ma wecc dafa ëpp mu ne ñaw baax na si moom buy jaay du xool kay baax na si moom jàngal nga ko sàcc ah te yow nga waroon kaa demal delloo ko mais doo ko wax da nga ñëw baax na si moom comme moom dafa ñemee àq ñi fekk yow yaa ngi lekk lu raw àq parce que lii leer na ni kii dafa juum ndax juum te yàlla da koo mooñaaleeg doomu aadama nga waroon koo delloo xamal ko ne dafa juum nga téye ko yaag sa doom yow yaa ngi jàngal sa doom sàcc yaa ngi koy jàngal wax lu dul dëgg gis nga maman dafa am yoo xam ne ñun dañ ci war a teg suñu am naa sama benn xarit boo xam ne silmaxa la moom fu laam-laam gis nga bu demee fekk la nga teg sa njaay si trottoir bi day kajji daxe ma nu ma gis kaj lépp lay ko war buñ ko séenee muy ñëw rek ku ne da ngay jéem a pousse te pourtant loolu mënoon nañ ko pousse avant muy ñëw parce que loolu dafay bokk ci valeur doomu aadama mais déedéet dañ koy il fallait que ñu bàyyi ko mu tuuraat ko ñu doog ne kii kat léegi buñ ko séenee muy ñëw ñu daal di koy pousse xam nga loolu dafa bokk ci valeur yoo xam ne nit daf ko war a làmboo am savoir vivre gis nga nit da ngay toog xajal sa morom loolu mooy àdduna mais bu dee yow da ngay toog rek yow rek yaa war a toog dafa day xaw a doy waar te maman ñun dañoo tàmm loo xam ne ñun ñoo koy def de éducation dafa war a feeñ dañuy dem xew dañuy dem ay ngénte di fecc surtout ñun jigéen ñi di fecc di def nu ñu neex di wane suñu awra jiital ay sër di gis nga yar dafa war a nekk loo xam ne foo dem rek dafa war a reflété wu li yàq suñu société bi dafa bëri ba buñ ci doon teg tey baaraam du jeex dafa bëri kon ku ne war ngaa mën a xoolaat sa bopp valeur yi nga xam ne moom la sénégalais moom lañ am ñu jël ko bañ a jéggaan dañuy seetaan film fii la ñuy toog di seetaan télénovela di seetaan film yoo xam ne toog ak xale di ko seetaan mën naa diw moo foonoon kii diw moo defoon ni loolu dafay jaxase xeelu xale man am na ko ma mosoon nettali mu ne ma dafa amoon koo xam ne moom doon seetaan ak doomi télé mais buñ commencé fonante rek day zappé benn jour nag mu nelaw jàpp ko rek mu nelaw buñ commencé fonante doom ji ne ko maman ñi commencé nañ kon xam nga moom lam doon zappé moom doom ji xam na ko bu yàgg da koo bàyyi ci biir dafa am yoo xam ne mais wax na am solo mi sur télénovela si xam nga lu tax ma demoon foofu suñu série télévisée yi li tax mu demee xam nga tey ñun suñu série yi sax dootul suñu série yi moom mais li ko indi aussi foofu noonu li ko indi foofu noonu xam nga ñun sénégalais ñun on veut une chose et son contraire mënul ne li tax tey suñu série yi nit yi di def comme lii am novelas ak dem si tubaab yi parce que bu njëkk ay théâtre bu njëkk ay théâtre amoon na fi sénégalais duñ ko seetaan il préfère dem seetaan ji série bi mu ñëwee commencé daanal kii te moom ñoom it loolu mooy seen gagne-pain loolu mooy seen liggéey dañu naan comme que sénégalais yi lii la ñuy seetaan lii lañ bëgg xaaral dem defi lu semblable pour mën a concurrencer loolu kon ñoom am nañ patron mais responsabilité bu njëkk bi ñun la su fekkoon ne seetaan nañu woon loolu kon ñoom duñ dem ci loolu kon complexe bi ma doon wax ñëwaat na xam naa bala may nga tontu ci waaw tegal foofu sa loxo ma ñëw dem studio de jëli Pape Ousmane mu indi li nga xamante ne moom la ñu fas yéene indil tey ci xibaar yi
Seydina Ousmane. waaw maman Marie. noo def sang bi. maa ngi sant bu baax. mbaa yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant alhamdulilah. yëg nga ni jaune bi taaru na. na ràpp ak jàmm te nga ràppal ko. amiin yaa rabbi. ana lan nga bëgg a indi na nga fas yéene indi tey ci xibaar yi. dina ci bokk Atepa ak ña koy jàppal tànk am lu ko métti ci ñu gàntale li nga xamante ni moo aju ca parrainage mu jébbal waa conseil constitutionnel ne du ca yem dafay wéyal xeex bi bu jaree sax jébbal ab plainte ca kanamu ñi di waa CEDEAO ngir ñaawlu taxawaayu boobee bàyyeekoo ci waa conseil constitutionnel jëm ci élection yu dëgmal naka noonu it ku jéggi war a dem ca conseil boobee ni ki tey jël li nga xamante ne mooy seen rapport PV daañu ko jukki ci xibaar yi dana ca bokkee discours à la nation njiitum xew mi di président Macky Sall jëm ci wàllu suuf ak ca aju ñi di waa Tivaouane Peulh jàpp ni boobee discours ñoom ñooñee lay junju ñoom ñu dëkkee ca gox boobee nga xamante ni lu ci ëpp ci seen i kër dañ ko daanal nangu seen ko suuf la ñu bëgg mooy seen i àq ak seen i yelleef ñu fexe ba respecté ko sàkku ci kilifa gi di njiitum xew mi di la président Macky Sall ak gouvernement ñu fexe taxaw ci wàllu ni mel yëkkati kaddu yooyu ni ki démb seen yëngu-yëngu leen doon amal ci gox boobee da ngeen teewlu kaddu kenn ñoom ci xibaar dina ci bokkit ñi nga xamante ne ñooy kuréel bi ëmb nappkat ya nekk ca Mbuur ñoom it amal ab assemblée générale lay métti ci seen secteur boobee indi ci ay gàllankoor ñu fësal ko bëgg kilifa yi dégg ko indi ci ak jàppandal bokk na ci yëwanal gi ñeel lii di gaal yeeg moteur yi naka noonu it essence ba koy dawal ak yeneen yu ñu junj jëm ci licence de pêche yi bëgg kilifa yi daal di leen koy yombal di ngeen teewlu Moustapha Diop mi ko jiite ci xibaar yi na ci bokkit ñett ci ay bloc opératoire ca Pikine ñu daal di ko fay jëmmal mu mel ni la ci des mooy amal ay test ngir ne bu noppee ñu daal di koy dalloo maire gox bi di Abdoulaye Timbo moo ko xamle jàpp ni lu aju ci wàllu wér-gu-yaram ak fexe na ñu féexale askan ci wàllu wi bokk na ci ay responsabilité am fësal ko niki démb di ngeen mën a teewlu ay kaddu Abdoulaye Timbo incha allah bu benn waxtu jotee boole ci yeneen ponk mooy jeexal xibaaru digg bëccëg bi war ko tàmbale bu benn waxtu jotee incha allah maman Marie. jërëjëf yal na yàlla fay la yow ñu ngi lay wax bon appétit kenn la ak jàmm ci kanam incha allah amiin yaa rabbi jërëjëf Papa Ousmane yal na yàlla fayal ñu ko laay waxtu waa ngi xëcc jëm ci jeex de. waaw ci ay secondes juste rek pour Daniel si di wax ne oustaz Mohamed mi ngi fi diine sax daf ko wax xam nga dañ ne l'homme est un animal parlant et pensant maanaam nit ki mala la mais boo xam dafa am xel donc dafay xalaat war a nit nag nite la ñuy wax bu ñu waxee crise des valeurs bu ñu waxee lii mooy li nga xam ne moo ñu doon niteloo moo dañ si ñun te boo xoolee même si diine dañu naan même boo ngeen di sëyëx seen jabar nga xam ne période boobu noonu c'est l'instant animal mooy taxaw bu leen nekk ay mbala maanaam nañ fexe bu mu rafet c'est comme foofu la ñuy wut lu rafet lu jekk waxuma ak si biir société nga xam ne tout le temps dafa war di rafet di dellu di wax ne as gor dafay jomb day ruus ba pare day am kersa am na solo foofu instant bi ni ñu dem si côté yooyu noonu mais di gëmal ne nag valeurs yi nga xam ne mooy valeur traditionnelle yi amoon na fi valeur yu jëkkoon mooy ndénkaane gi parce que am na ki génn sànq wax na ko nee na société ceddo moo fi nekkoon mais bu jëkkoon société ceddo boobu mu fi nekkee nit da daan dugg si kër gaji ne lii dinaa ko def nit taxaw ne lii dinaa ko jomb nit taxaw ne lii buñ lay histoire buur yeex yooyu yëpp c'est parce que dañ daan bañ gis nga tey jii ni histoire Lat Joor pour tënk rek ba mu bañ ko nee Lat Joor lu tax bàyyil raay bi jàll dafa ne sama kàddu jiitu na ma ba pare donc nañu sàmm suñu kàddu jërëjëf Faye Ndiémé sa ndénkaane Cheikhouna ñu yëkkati jotaay ndax xocc na fi mu toll sama ndénkaane rek mooy que tey Sénégal bu ñuy wax ni crise des valeurs dañuy identifier xale yi mais pour man yar ak valeur du feeñ ci xale ci mag lay feeñ te boo seetloo population sénégalaise bi xool mag ñi rek war nga mën a xam sénégalais nu ñu mel ak ban jeunesse lay am tey ëllëg ban mag lay am parce que tey mag ñi tey soo xoolee tey dañuy wax ni sénégalais mais tey soo doxee si population bi da nga gis ni nga gis ay mag yoo xamante ni vraiment duñu ay mag yoo xamante ni war nañ mën a identifier ak ñoom wala ndamook ñoom te loolu ci seen ndaw la feeñee ñëw nekk jeexital seen mag vraiment xam nga war nañ xoolaat suñu bopp ndaw yi tey ñooy doon magi ëllëg dëgg la Mame Diarra waaw man maman li may ndénkaane rek mooy nañu sàmmante sutura sàngante sutura ndax yàlla suñu borom du hasard mu sàkk bëccëg sàkk guddi te bu guddi jékki-jékki woon rek naaj bi génn kon dina am dina doy ñu bëri dinañ defaraat seen toogaay kon dina doy waar ba jaaxal ma kon nag nañuy sàngante sutura nga xam ne yàlla suñu borom moo gën a bëgg sutura moo tax mu ñu bàyyi di uññante di saagante ba xastante ci télé ak rajo waaw loolu surtout leader yi amul sens des fois nga jóge ci benn média dem si beneen média di xarat média ba nga jóge woon te yow
fa lañ la dalalee baa ku la xam fa la xamee lépp daal loo gis ci àdduna dafa war a rafet nit du sëkk jëf nit da ngay nekk nite moo tax ñu naan nit maa ngi lay gërëm di ziar ñëpp di gërëm noa bi sax la daal di gërëm sama benn xarit nag madame Diouf nekk si Cap Foire sama xarit la maa ngi koy ziar bu baax a baax ak siño bi rafet na toog na macha allah damay waaj a muuru nag moo tax may ay cobor ci yow la des sangu-sang yi waaw mama yàgg nañ ci njeexital damay wax ni thème bi Sénégal war nañoo parce que dafa am lu naal yu bëri yoo xam ne da koy tënk de ci benn fan wala ñaari fan yow d'accord nga fu mu wéy non bi gëm naa ne dina dem 2 semaines wala 3 semaines c'est-à-dire li ñuy yóotu dafa sori émergence la ñuy wax te émergence dafa am luy ànd ak moom nite ak am diine te ñaar yooyu fekk amul dinañ gas lu bëri duñu ko am innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu askan bi jikko ju baax moo leen fi bàyyi bu seen jikko yu baax jugee dara des wi et chef naa junj na ko ne nation boo gis mu avancé la ci ay valeur la ëppale yu muy sàmm dëgg la Mohamed yal na yàlla fayal ñu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu yàlla mi ngi ko taggee ci jikko kon jikko mooy mbóot bi dañ fexe fóot jikko yi defaraat jikko yi ndax nag olof day faral di wax ne loo fa xas mu rot booba da caa takkul na cay takk jikko yi na cay takk pour ñu mën koo doon kon ñu ngi yëkkati jotaay bi di leen wax ne ëllëg Maxtaar dina ñëw ak équipe am ñu ngi koy tatagal moom di ko ñaanal jàmm di wax ni lu jiwoo jeexul jógu fa waaye am masol dafa gën neen tuutee gën tuus jaa ngeen jëf mbokk yi bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad lillahus samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله ولا أدنى ديجيني دك في صح والله نحن سبب أدنى كن في صح الله أكبر الحمد لله